asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi safo Média Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di leen baal di am mbégte ak contentement di dajawaat ak yéen si suñu émission le débat nag tey dafay dalal ñi nga xamante ne ni moom mooy les représentants de différents partis ginnaaw bi nga xamante ne ni jóge nañ si élection locale 2021 yi ñu génne 2022 du moins nga xamante ne daanaka am nañu gagné am nañu perte comme niñ ko souhaité woon waaye tamit yàlla def si ndox mu sedd ba nga xamante ne def nañ ko si jàmm aussi jeexal ko si jàmm waaye mbokk yi xarit yi balaa ñuy xuus dañuy jox suñu chroniqueur monsieur John ginnaaw bi ñu ko nuyoo jaajëfal ko dalal ko ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo askan wi monsieur John. Merci beaucoup Seydina Djibril donc ñu ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu suñuy invité yi nga xam ne ñoom lañ fi dalal pour waxtaanee li nga xam ne génne nañ si muy élection locale comme ni ñu ko waxee effectivement lépp jàll si jàmm mu am ku gagné am ku perte am ñu perte aussi. mais vraiment li si gënoon ëpp solo. que ça c'est que sa élection yi jàll. si transparence mën nañ ko wax mais aussi mu am discipline gisuñu si coow gisuñu si xeex rien de grave donc ñu ngi noonu toog waxtaanee ko incha allah rabbi merci beaucoup. macha allah comme ni mu ko waxee vraiment ñu bëri tiitoon si aussi ñu bëri tiitoon si mais yàlla def na si ndox mu sedd parole aux femmes. Adja Mbène. waaw nuyu naa la. sëñ Djibril maa ngi lay fay. géej nga fi de. waaw xaw naa fi géej nag. ayca bismillah. donc mbégte la. ma dellusiwaat di partager émission bi ak yéen. di nuyu sama co-débatteurs yëpp. waaye di jiital ci nuyoo bi aussi kilifa diine yi nekk ci dëkk bi. kilifa aada yi. di nuyu la population yoofoise yëpp. di leen féliciter encore une fois ci victoire bi nga xamante ni am nañ ko. parce que dañu jàpp ni ndam li ndamu yoof yëpp la. parce que du moment que def nañ ko ci jàmm. jàll nañ ko ci jàmm. et que ay doomu yoof donc ñoo fi nekkoon. ñoo doon jongante ñoo gañewaat aussi. donc dañ leen di féliciter. di jaajëfal aussi ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqaloon. di masawu ñëpp ci woon parce que ku ne xam na ni campagne électorale métti na. dëgg la ñëpp sonn nañu kenn ku si nekk. donné wu nga à fond. pour bëggoon fexe ba li nga xamante ni moom moo di sa programme nga jaay ko population bi. convaincre leen pour ñu voter la. yàlla dogal na nag ni la coalition Yewwi Askan bi moom moo gagné ñu choisir comme maire Seydina Issa Laye Samb ñu koy sant yàlla bu baax nag. di ko nuyu au passage di nuyu waa coalition Yewwi Askan bi yëpp. et toute sa composante. di wax rek ni dañuy ñaan yàlla na yen bi woyof. amiin parce que espoir dëgg la nit ñi. teg ci ñun. dañuy ñaan yàlla nañ ko mën a mate yàlla nañu yàlla gunge durant toute notre magistrature notre magistère autant pour moi yàlla nañu yàlla taxawul leeral suñu yoon ba fépp foo xamante ni pas bu ñuy teg la rek mu nekk loo xamante ni lu askanu Yoff di gis seen bopp ñu di leen di wuy ji fi nga xamante ni moom moo di seen attente incha allah te yéene bi mi ngi fi dañuy ñaan rek yàlla na ko yàlla mottali waaye di tàllal loxo aussi ñëpp ñu nga xamante ni ñoo bokkoon ngéewu politique bi di liggéey ñu di leen tàllal loxo di wax ni rek Yoff ñun ñëpp ñoo ko bokk et que yaakaar naa lu kenn mën wala ñaar mën fukk bu ñu boolowee ñoom ñoo ko daax. gaaw ngaa oote wàllu de Adja yow gaaw ngaa oote wàllu de yéen démarré gu leen sax commencé di wàllu pour ñu ñëw dimbali leen. xam nga bu la yàlla. da ngeen sentir ne fi ngeen jëm dafa diis mënu leen. bu la yàlla nattoo ba jiital la. yaakaar naa ne benn nit mënta liggéey. loo xarañ benn nit mënta liggéey. ñi ngeen opposé ngeen bëgg ñu ñëwaat wala. liggéey pour mu sotti. non ñi ngeen opposé ngeen bëgg ñu ñëwaat wala. ñi ngeen fi jëlee dañuy tàllal ñëpp loxo. yow mii sax tàllal nañ la loxo tàllal nañu loxo population yoofoise bi yëpp. mais Adja jàpp nga ne seen non da nga teel a woote wàllu parce que commencé gu leen aussi mënu leen tàllal loxo ñëpp parce que yéen a ngi commencé séddoo gi sax am na problème. parce que dégg naa ne sax yow la ñu bëgg ak première adjointe au maire. donc tollooguñu ci séddoo parce que boo ko waxee terme séddoo sax dafay xaw a mel ni lu ñuy ñëw di ko. tong gars yi ne pàccoo la de parce que coalition la woon. waaw coalition la mais dañu ànd ni coalition bu nga xamante ne dañu taxaw pour liggéey. donc lépp lu ñuy teg aussi dañ koy teg ci yoon. xool ñi nga xamante ni mérito nañ ko ñu jox leen ko am nañu profil bi te am nañu yaakaar ne buñ leen fi tegee li askan bi di xaar si ñoom dinañ ko matale. parce que nag on est appelé à faire des résultats te boo bëggee def ay résultats yaakaar naa ne ay parparloo ay séddoo yooyu dañ ko war a teg de côté. nañu xool ki mérité. nañu xool ku mën bu ko defee ñu jox ko. damay wax rek ni ñun dañu toujours durant suñu campagne bi yëpp démarche bi ñuy woote c'est la démarche participative. démarche participative boobu niñ ciy woowee les acteurs politiques noonu lañ ciy woowee képp ku nga xamante ni yaa ngi nekk ci biir Yoff parce que yaakaar naa ne booy defar
wala ngay jiite ay nit day baax léeg-léeg nga di leen xool nga di leen déglu di leen may nopp pour xam ñoom fi seen i jafe-jafe nekk nga mën leen fa fekk si pour àndandoo ak ñoom saafara. Adja ginnaaw bi leen félicité est-ce que jàpp nga ne seen choix conseil seen liste jàpp nga ne def na effet si le fait que population bi wóoru leen pour far leen wala. ah bien sûr def na ci effet bu baax parce que ñun bi ñu tolloo ci confectionner ay liste premier défi bu ñu bëggoon a relever mooy fexe ba mayee commune Yoff bi yëpp fexe ba fépp foo xamante ni quartier la ci Yoff ñu gis seen bopp ci liste bi nga xamante ni moom la ñu doon confectionné te yaakaar naa ne loolu moo ñu mbay tey jii ndam li nga xamante ni am nañ ko amul benn zone bu nekk fii ci Yoff boo xamante ni duñu ni jëluñu ko en compte ci listam dañu bàyyi xel aussi ci secteur d'activité yi nga xamante ni am na fi surtout yi nga xamante ni bari na trop fii ci biir dëkk bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy exercer. Donc mu nekk benn liste bu nga xamante ni bu ñu sañulee wax ni suñu liste moo fi gën tamit sañ nañ ni bokk nañu ci liste yi nga xamante ni vraiment moom moo fi gën composé nag de jeunes et ay mag yu nga xamante ni aussi ànd nañ ci ak ñoom parce que lu ay ndaw nekk dañ ciy soxla ay mag ndaxte ndaw am na xam-xam bi am na kàttan bi mais mag aussi am na expérience pour que bu ñu àndee collaboration bi dafay gën a baax te lépp pour intérêt Yoff lay nekk. macha allah Adja Mbène am na solo ñu fàttali leen ne moom mooy coordinatrice su PASTEF fii nga xamante ne moom mooy fii si Yoff mu bokk si coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw bi ñu leen félicité ñaan yàlla moo woyofal li nga xamante ne moom mooy jant bi comme ni ko waxee mbokk yi xarit yi ba tey ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy Ass Mamadou Ndoye Ass Mamadou Ndoye bokk samit si li nga xamante ne nii moom mooy Benno Bokk Yaakaar suñu grand suñu doyen ginnaaw bi ñu la remercier encore si taxaw bi nga xamante ne nii taxaw nga xaw Média Info TV ñu ngi lay nuyu di la ziara. ñu ngi lay fay asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu. di nuyu ni ñu toogal si plateau bi Adja Mbène El Hadj Serigne John. ñu ngi leen di nuyu di jiital nuyu bi suñu xalif général Doudou Makhtar Laye di ko ziar. di ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool di nuyu aussi kilifa diine islam yi ne si biir Yoff muy les imams et les oulémas ma boole si kilifa aada yi ak suñu mbokk yi catholique yi di nuyu aussi la jeunesse yoffoise di beral nuyoo suñu leader muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr teg si le maire Abdou Nar Mbengue ak ñi nekk si équipe yëpp waaw di profiter si occasion bi pour féliciter notre jeune frère Seydina Issa Laye Sam le nouveau maire de Yoff di ko ñaanal mu am succès di ko ñaanal maire bi waa Yoff gis si seen bopp waaw di ñaanal Adja Mbène parce que c'était une coalition di ñaanal coalition bi yëpp ñaanal leen succès di encourager waa Dekkal ñoom El Hadj ñoom kenn ku bokk si ñoom maax moom ñu bokk ndeex bay muy El Hadj Ndiaga Ndoye nekk waaw maax moom ñu bokk ndeex bay pour wane politique c'est ñëpp benn famille la rek donc on est là ku nekkaa say kii voilà merci. Vraiment am na solo fi mu daanale mu ne politique aussi du xiiroo ŋaayoo du xasante Ass ñu gis ne da ngeen ñàkk élection yi est-ce que jàpp nga ne seen choix des conseillers seen liste bokk na ci li leen ñàkkaloo wala. non man gis nga yàlla def na dama yoroon liste yëpp. même avant avant affaire bi démarré am liste coalition yëpp mais boo jëlee liste coalition yëpp nga teg leen. nga xool bu Benno Bokk Yaakaar. jël bu Yewwi Askan Wi bu Dekkal bu waa Leeral et cetera mais boo xoolee liste yi nga xool profil yi nga xool bu Benno Bokk Yaakaar franchement man en personne dama naan ñu ñoo fi gënoon léegi suñu liste moo gënoon yeneen liste yi malgré critique yi ngeen am que liste bi dafa bari ay mag jeunes yi gisuñu si seen bopp tout ça loolu yëpp yéen a fi gën liste non xam nga critique foog ça a créé beaucoup de polémique ba mu indi woon ay frustration c'est vrai am na ay critiques yu ñu wax bon am na ay xale yu xam ne yëkki nañ seen voix wax nañ loolu du ñàkk si langue politique. ndax loolu yëpp jàpp nga ne yéen a gën ay liste. mais ñun ñoo gën parce que boo jëlee liste majoritaire. bu Benno Bokk Yaakaar.
ngay wàcc jël proportionnel nga wàcc. nga jël yeneen yi nga teg mais xoolal profil yi rek boo dégager profil yi di nga xam ñan ñoo gën liste mais nag ay xale yu neewu si liste wala nee nañ si liste sax mais seen position bi ñu nekk si liste bi moo leen neexul. ba ñu suppléant ngeen leen def quoi. waaw xam nga buñ ne day am ñu ne majoritaire titulaire wala proportionnel titulaire am suppléant du donc à la kuli aline il faut am ñu ne si titulaire am ñu ne suppléant loolu kenn mënu si dara léegi nag yow ban position ngay ne loolu lépp amul solo man je pense que li am solo mooy tu es investi. te loolu dafa am solo parce que bu ñu la investir si liste dafay rester si archive bi mais bu la yàlla demee ba nga am 90 ans tamit génn ne day en 2022 bokkoon naa si ñu investiroon waaw ça c'est important ñu bari xamuñu loolu te loolu c'est très important. mais bu ma déggee grand as. dafa mel ni jeune bi. war na contenté wu simplement que bu nekk si liste bi que suppléant la wala mu nekk sax si moo mujjee moom na contenté wu parce que archive la yéen noonu ngeen doon réfléchir. non loin de là xam nga suñu jeunes yi ñun boo gisee suñu liste am na ay jeunes si ñuy jàll. mais am na ay jeunes mais boo xoolee par rapport ak lu mel ni Yewwi par rapport ak lu mel ni gox yu bees. non ñooñu seen liste da ngay gis ne jeune dafa juvénile. bu dee ku mel ni Yewwi c'est normal xam nga Yewwi boo xoolee Yewwi ñi ko kii boo gisee si kaw Barthélémy Dias nga gis si kaw Ousmane Sonko xam nga def ni ngay wàcc donc c'est normal c'est normal aussi boo gisee Yewwi à Yoff ki ko jiite Baye Seydi je pense 34 ans la 35 ans. donc c'est normal ñoom ak Baye Seydi boo gisee quartier kii am ñu tudd ñi ko wër. arsenal bi ko wër. staffam. aussi boo gisee moyenne d'âge bi ñi ko wër noonu du donc ñoom bu ñuy confectionner liste. effectivement noonu rek la man demee c'est normal. mais ñun suñu liste Benno Bokk Yaakaar boo gisee ñu ne ay mag je pense que mag ñi si ne mooy moroom ministre Diouf Sarr man Diouf Sarr ñoo maase. ñu ko mag fuuf. non ñi ko mag fuuf bariwuñ si liste bi da nga leen di. ñi ko mag fuuf surtout ñoo indi coow li si yow. non am na mais ay benn sax wax nañ ne ADS moom moo defar liste yi moom laajul deful concertation. non moo joxe ay ordre voilà quoi. non gis nga. ba pare kenn du wax sa xalaat ko sa xalaat. non man déjà bu doon loolu la rek man du ma bokk man personnellement. man Asma Mamadou Ndoye. dama ñibbisi en 2013 Sénégal. bi ma ñëwee man maa choisir Abdoulaye Diouf Sarr kenn tànnalu ma ko. ma ñëw tànnal ko. bi ma ñëw si Abdoulaye Diouf Sarr am naa li ma am bu pare. donc man kenn du jàpp takkam fii dama diriw man maa ko tànn gis li tax ma tànn ko du donc man du ma nangu yenn yi di am Abdoulaye Diouf Sarr ma wax leen benn affaire à chaque fois lu ma tax xew. day oote ñëpp dañuy oote ñëw toog. mu ne sama gars yi tey de maa leen oo nangam la moo seen xalaat loolu moom télé laay waxee mën naa ko wax devant tout le monde toog dégluñu ñun ku nekk wax am na jour boo xam ne 5 heures mooy la kaar lañ génne këram 4h45 du matin ku ne wax bu ñu waxee mu analyse après mais du ñëw rek def na ma melul noonu mais ne kii ne si biti nag mën na bañ a comprendre. am na solo Asma Mamadou vraiment ñu ngi lay jaajëfal si tontu yu leer yi di nuyu suñu grand El Hadj Diouf grand nuyu nañ la. mais maa ngi leen di fay bu baax ñoom. ñu fàttali ne yaa ngi fi teewal nga xamante ne ñoom mooy Dekkal Yoff te xam ne ki nekkoon si bopp bi mooy El Hadj Birame Gningue. ñu bàyyi la nga nuyoo askan wi. waaw salaamaaleykum Thiam merci beaucoup ci invitation bi nga may invité. maa ngi jiital nuyoo di nuyu comme ni ko ñëpp defee di nuyu le khalife général des Layènes. xamante ne mooy sunu wasila di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Mamadou Lamine Makhtar moom i porte parole khalife général des Layènes kooku sama xarit la. amul lenn lu may def te duma ci waxtaan ak moom. di jël nuyoo bi aussi di nuyu sama waa coalition. waa Dekkal Yoff di nuyu waa Dekkal Yoff bi yëpp. di ci jiital nuyoo bi président El Hadj Birame Gningue. xamante ne moom Yoff rek moo ko ñor. Yoff kese moo ko ñor. vraiment di sargal ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sama co-débatteurs yi. grand maa ngi li nuyu bu baax. c'est vrai que Ndiaga moom sama xarit la. daal nañu waxtaan sa si biir campagne bi. et que voilà di rafetlu jotaay bi di rafetlu vraiment déroulement campagne bi nu mu demee. yéen a ngi wax si waxu liste bi tout à l'heure mais dafa naa ni que yéen ay journalistes ngeen. ñun boo xoolee maillage bu ñuy def suñu biir suñu liste. vraiment dañu toucher à toutes les couches sociales.
nga xamante ne ñoom ñoo nekk Yoff di yeewoo Yoff ñëpp nag ba ci maire yi toog ci marché sax di jaay parce que dañu bokk si ñi nga xamante ne ñoom dañuy porter économie yu dëkk bi donc jël ci wàllu pêche bi dugal ci ay artisans yi les artistes culturels ñëpp dugal leen suñu ay biir liste parce que pour man conseil municipal ñi ko war a doxal mooy ñu dëkk ci gox bi pour El Hadj Birame Gningue ak pour waa coalition Dekkal Yoff bu ñu xalaatee loolu yëpp moo tax ñoom ñëpp lañ jël ñu mel noonu dugal leen suñu biir ay liste moom ay jeunes et des vieux et des femmes parce que liste aussi du wax ni ay jeunes rek la ah dugal nañ ci couche yëpp voilà. El Hadj ni nga ko waxee yomb na trop yéen ñëw rek jël couche si waaskati jën yi dugal si seen liste. yéen ñu bëri dañ leen reproché que ne même loolu joxu leen ko yitte. affaire de liste yaa joxu leen ko yitte. li leen di ëppoon solo mooy Birame na nekk El Hadj Birame na nekk maire Yoff tout court léegi li muy gérer après si loolu c'est après. waaw mais loolu yaa sa xalaat la yow. non rumeur la gars yi bu ñuy wax la man damay jottali rumeur yi mun nañ ci ande non day xam nga. damay jottali. que ne d'accord dégg laa du ay fuite day am. waaw même ngeen def seen choix des conseils. d'accord da ngeen doon kii rek. le conseil yi ñu jël ñun toute la commune de Yoff. commune boo nee commune Yoff da nga ciy boole terme nord de terme nord à Diamalaye. nga boole ci Ouest Foire boole ci Nord Foire boole ci gox bi yëpp fu nekk am nañ fay représentant foofu yëpp donc on a vraiment vu large. pour mun a tànn suñu ay conseillers. loolu c'est évident parce que bu fekkee ay 34 conseillers la évident foog mu am ñoo xamante ne dañuy frustré parce que bëggoon nañ nekk conseiller. xam nga premier sondage bu ñu ko defee ba pare. avant ngeen di génn seen ay liste conseillers. El Hadj Birame Gningue dafa nekk si kaw. nekk si tête. génne waaw triomphé. mais ngeen génne seen liste conseillers. ñu defaat beneen sondage mu rës. waaw mais non jot ngeen écho yooyu. est-ce que yow yaakaar nga ni conseil sa liste moo war a fal benn. mais daf si am solo parce que miroir la. waaw d'accord mais boo xoolee suñu liste ñu boo xoolee. bu fekkee xam ngeen ñi fa nekk. mais da nga war a mën a laajte ñan ñoo composé la liste de Dekkal Yoff ba ngeen xam ñan ñoo fa nekk. moo tax ma ne la frustration. day am ci composition liste. ku yàgg ci langue politique xam ni loolu moom day créer frustration à tous les niveaux mais yow boo toogee xalaat parce que El Hadj Birame ba muy toog di xalaat moom dafa ne Yoff donc day jël fii tànn ñoo xamante ne dañu am représentation ci biir commune bi ci pàcc yëpp. ci couche sociale yëpp ñoom lañ jël dugal leen suñu man mii di wax ak yow man dugguma ci liste bi man mii di wax ak yow man. parce que mënoon naa pour xajal ñeneen ñu dugg justement mënoon naa ni man damay dugg ci liste bi parce que ñun ñoo. yow ngay homme de confiance bi Birame. waaw mais dama la koy wax dama la bëgg a wax ni la nga nekk ci liste war a nekk ci liste amul solo lu ëpp solo mooy. loolu la nga mun a andil ban apport nga mun a andil sa gox moo ci ëpp solo c'est loolu mooy le plus important maintenant figurer dans une liste bu fekkee ni que Sénégalais dañuy juger liste pour fal nit mais c'est parce que les gens ils vont se tromper lourdement loolu mooy refléter ñun suñu ay élections parce que liste pour man warul mun a fal benn doomu aadama warul mun a fal benn coalition kii jiite coalition bi kañ. lañu war a mun a xool mais dafay participer. si fal parce que tamit bu fekkente ne yow ki may représenté doyloo ma ko nawloo ma ko est-ce que man loolu dinaa voter pour moom. mais boo jëlee ma jox la boo jëlee exemple benn équipe de football yow Thiom ñu ne la yaa takk brassard équipe bi mais am na keneen kuy toog fële mu naan man Thiom du nekk sama capitaine. c'est évident que yow xëccoo boobu noonu day am ci équipe de football day am ci quartier day am ci gox day am ci association yëpp xëccoo mënul ñàkk ci lenn. mais lu gën mooy nga def le bon choix sur les hommes ñi nga xamante ne et les femmes moom nga war a tànn pour ñu composer ces listes. amu leen lenn loo leen regretter ci liste bi ngeen. non ñun mënuñ sam regret en toute honnêteté. jàpp ngeen ne aussi bokkul ci li leen fakasal. non ñoo ci lu ñu fakasal loolu bokku ci. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf di dellu si waat ci sama chroniqueur monsieur Dione nan nga jàngatee. gars yi maa ngi nuyuwaat ñëpp dëgg yàlla xam naa premier point bi liste yi c'est du ma d'accord ak grand bi ni mu ko waxee c'est peut-être liste yi c'était important parce que confection liste yi man naa dafa déterminant dafa déterminant parce que yaa ngi wax sondage mais bu fekkente ne sondage bu fiable la avant élection yi on prend Diouf Sarr comme maire bu dee sondage bu fiable ñu teg ñu ne kon Diouf Sarr mooy nekk maire parce que d'abord il est maire sortant. Ensuite, il avait les moyens am soutien état mais bi liste yi génnee
muy premier liste bi ma njëkk a tudd muy liste Benno Bokk Yaakaar bu ñu waxantee dëgg liste Benno Bokk Yaakaar bi mu génnee rek Yoff ñu bëri am nañ déception te man defe naa jot naa ko exprimer feneen parce que tendance bi monde adduna bi di doxee mooy que jeunes yi di jiitu on s'attendait à ce que vraiment liste Benno Bokk Yaakaar jeunes yi am si place bu fees et Abdou Nar Mbengue le premier adjoint annoncé woon na la couleur que ne suñu liste bii di ñëw vraiment jeunes yi nañ leen si dooleel donc ñoom bi liste boobu génnee ñu gis si ay beaucoup de vieux moom nee na bëri wuñu mais vieux yi wax dëgg bëri nañ si bu fekkente ne kii gën a ndaw si jeunes yi am na presque 35 ans keneen ki am na 42 ans kon benn jeune mën nañu wax ne moo am si liste bi en tout cas si majoritaire bi donc loolu pour man jàpp naa ne foofu noonu lañ Yoff waaye njëkk a gisee faay si Benno Bokk Yaakaar parce que on s'attendait à ce que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr jéem a def promotion des jeunes ñoo xam ne que fii ñu toll nii que gestion cité bi jeunes yi dafa am rôle bu ñu si war a jouer boobu nag liste bi nga xamante ne mooy liste Dekkal Yoff Dekkal Yoff yaa ngi wax ne nan lañ ko confectionné déjà xam naa ne si ay rumeur dañuy wax si rumeur rek mooy du nekk na confection boo xamante ne peut-être que ñun ñi amuñu satisfaction loolu mën nañ ko wax ñu ne amuñu satisfaction parce que am na effectivement ay leaders yu ñëw jógee bokk gis-gis ñëw y avait jàppal ma jàpp ñëw grand bi mu tuddal léegi ni ñëw nekk bokk ci collectif collectif pour la xaw ma défense de xaw ma la yow collectif bi dafa nekk défense pour intérêt Yoff ñu gis que entité boo xam ne c'est mise à part ñun ñii kat intérêt Yoff moo leen jox ñu jékki-jékki rek ñu gisee ñu daw dugg si liste bi loolu ça posé problème mais moom laa expliqué ça mu loolu mun naa ko expliqué dama la ne xam nga yéen a ngi wax lu am solo c'est peut-être man may ko mu ñëw terminé après di nga ñëwaat xam nga tey ñi nga xam ne dañu fes si collectif bi ñun collectif bi dañ koy gis comme entité bu neutre boo xamante ne li ka ñor mooy défendre intérêt Yoff mais du jour au lendemain ñu ne le secrétaire général mu ngi Dekkal Yoff grand bi mu ngi Dekkal Yoff loolu tamit ça pose problème mais ñii lan lañ bëgg en réalité xam nga donc loolu tamit mën nañu wax ne posé na leen préjudice ñun mënuñu wax ni l'essentiel mooy na Biram nekk candidat Biram bu nekk candidat avec qui xanaa du moom rek mooy diriger il est candidat am conseil municipal mais conseil boobu il faut que mu am ay qualité des qualités bi nag nekkul si jàngami kese mais tamit sa parcours daf si joué donc loolu moo tax ma ne la yéen seen liste boobu tamit ça a posé problème bi mu génnee non mënul xam yéen a ko jàngatee def na débat bu débat bu am solo peut-être que yéen xam nga yéen ñi mën ngeen bañ a am sax en réalité lii ñu ni di xalaat si seen liste parce que en politique surtout Yoff daf si raw soo ñëwee seet si nit loo ko wax mu ne la waaw mais boo génnee mu def la muy def mais en réalité yéen rumeur bi nit ñi di wax wala bi daw conception bi nit ñi am seen liste en réalité yéen du ngeen ko xam te loolu noonu en dehors de yeneen programme yooyu mën nañ si ñëw après mais liste bi loolu daf si feeñ loolu moom mooy sama xalaat kii nga xamante ne maa ngi ñëw si yow kii nga xamante ne mooy dinañ ñëw si yow léegi kii nga xamante ne mooy kii Adja Mbène Yewwi Askan Wi waaw Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gañ mais def na boo xoolee qualité grand bi dafa wax lu am solo boo jëlee personne par personne nga teg liste bi nii nga xool liste Benno Bokk Yaakaar ñi si ne boo génnee affaire mag bi nga teg ko de côté nga xool compétence yi nekk liste Benno Bokk Yaakaar mooy nekk meilleure liste na lay nekk meilleure liste parce que compétence yi nekk foofu yemuñu ak ñi nekk fii parce que tamit du ñu wax di sànni de sur les 30 liste bu nekk sur les 30 xam nañ 15 personnes yi peut-être xam nañ 15 xam nañ wala 20 personnes pour bañ a wax 30 yëpp effectivement donc ay nit la ñu xam ay nit ñoo xam dañu leen fréquenter waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom mais si wàllu responsabilité bu dee wàllu responsabilité wàllu gestion ñii nekkoon si liste Benno Bokk Yaakaar ñoo ko ëppale ñu nekk si Yewwi Askan Wi lu tax gañewuñu léegi lu tax gañewuñu yow xam nga déjà wax nga ne liste rek du mooy fal mais léegi moo tax nag man la qualité bi dama indi li waa ji wax man la effectivement d'accord ak moom si qualité bi mais tamit Benno ñoom waa Yewwi Askan Wi am nañ avantage mooy liñ doon xaar si liste Benno Bokk Yaakaar seen liste lañ ko gis mooy que on a vu des jeunes yoo xamante ne ils étaient présents partout ci télé yi présents partout ci réseaux sociaux yi ñoom ñu jël jox leen confiance teg leen au devant
bari na ñoo xam ne ils ont voté ces listes là parce que dañ doon gis telle personne ñu ne kii kat yàgg na sonn suñu ASC. yàgg na sonn suñu comité de gestion. yàgg nañu defal nang yàgg nañu tey mu ngi si liste bi. te loolu les résultats loo montré. analyse pertinente la nar a jox. une analyse pertinente sur les listes. aujourd'hui yaa ngi wax Dekkal Yoff et puis Ndiaga Ndoye maa ngi koy nuyu au passage. Ndiaga Ndoye duggul ci coalition bi en tant que président du collectif. Ndiaga Ndoye ba muy dugg ci coalition bi dafa ñëw en tant que président du mouvement jiital askan wi. c'est-à-dire loolu noonu c'est foofu la. mais il y avait pas Ndiaga Ndoye seulement il y avait Amadou Yatta aussi. mais Yatta il est dans le mouvement jiital askan wi de Ndiaga Ndoye ak Mansour Samb. ben oui. Yatta loolu yomb na. waaw mais xaar ma wax non dama lay wax xam nga Ndiaga Ndoye dafa créé mouvement bu jiital askan bi grand As Ndoye du ma xam ne bu baax. effectivement loolu am na. donc ci biir ñi composé membre ñooyu noonu ñoom Matar mu ngi ci Matar bi nekk bokk gis-gis. moom membre jiit ci fa la bokk. am na Yatta bi nga wax noonu il est membre du mouvement jiital askan wi. Mansour Samba bu Relax Voyage. moom il est membre mouvement wu Ndiaga Ndoye boobu noonu. donc yéen da ngeen gis Ndiaga Ndoye en tant que président du collectif. te et puis xam nga la moo gën a garaaw sa liste. xam nga la moo gën a garaaw sa liste. mooy Biram dafa dem élection en 2009. oui. Biram dafa dem élection en 2014. oui. mais chaque année. chaque élection. Biram on voit que vraiment maanaam on a l'impression que du ànd ak kenn ñaari at. du ànd ak kenn ñeenti at. chaque élection mu changé équipe chaque élection mu changé équipe loolu noo koy analyser. pour man loolu noonu. défaillance la. waaw kooku seen jàngat la. beneen question bi ma bëgg nga dugal ko foofu ma continuer ak gars yi mooy. format campagne bi ngeen def. est-ce que jàpp ngeen ne adapté wu na ak bi ngeen waroon def. format campagne bi nu ñu def ñun on a fait la meilleure campagne à Yoff. ah bon Dekkal Yoff ñoo def ñun dañu balaa bien campagne bi sax ñun fekk na ñu def suñu proximité amul fenn fu ñu dugal biir Yoff. parce que ni ngeen tàmbalee ak ni ngeen mujjee bokkul. waaw mais moom laa lay expliquer noonu xam nga liggéey da nga koy organiser ñun dañu organiser sunu timing naka la ñu war a def bés bu ne lan la ñu war a def ak naka la ñu ko war a defee. pré campagne bi ñun pré campagne la ñuy démarrer pré campagne amul fenn fu ñu dugal biir Yoff def naa ni yéen am na ñu doon suivre ci yéen. gis ngeen ñu fu ne Tongoor Ndenaat fu ne ñu dem nañ fa di def pré campagne di def proximité di seeti nit ñi. di xam lan mooy seen problème askan wi di xam lan mooy seen problème. ñu wax leen ni que ñun dañuy dem élection pré campagne bi ñun chaque jour. bés bu yàlla sàq ñu ngi si terrain bi. campagne yu xëy na moo gën a fës campagne ngeen ngi daan gis campagne yi dañu doon dem pour remercier rek juste les militants et militantes de Dekkal Yoff pour ne leen voilà mbir bi jot na léegi nag li ñu waroon def yëpp def nañ ko yéen a ci des. seen biir campagne ñu bi ngeen di débuté campagne. ñu ne El Hadj Birame amatul xaalis mu jaay këram. si biir ñu ne recevoir na. non rumeur la da nga ciy tontu parce que yow yaay. waaw d'accord loolu naa la ci tontu. beneen bi aussi ma boole beneen question beneen bi aussi ñu ne. le président jox nañ ko 100 millions. le président waaw kon donc jot nga rumeur bi. mais non léegi loolu def na biir def na ay rumeur yoo xamante ne nii. est-ce que handicapé wu leen. ci seen xam nga politique dafa ànd ak intoxication ci politique daf ci mus a bokk. mais am na yoo xamante ne boo ci tontu. dafa mel ni da ngay may kii andi intox bi da nga koy bëgg a may doole comme par exemple seen benn candidat mun naa tudd turam bu leen neexee benn candidat nee na moom ñun fu ñu dem dañ ko fay tudd parce que moom yaakaar ni que nii doole bu mu am amu ko donc il fallait mu jafandu ci kenn ko am doole pour bu waxee dara ñu tontu ko mu def loolu def ko non mu ngi si seen mu ngi si boo demee Facebook di ngeen ko si fekk Seydina ngay wax non mun naa ko tudd sax du Seydina man Seydina sama booy la danga koy respecté en tant que kooku Mame Birane Mbengue la mun naa leen ko tudd Mame Birane Mbengue par exemple mais est-ce que yaakaar nga ni ñun bu ñu ko tontu woon instant boobu noonu du fekk comme du ko booy di waxee day ut buzz pour ñu may ko buzz. yow da nga sonal Mame Birane de la même façon mais Yewwi Askan Wi moo def déclaration. que ne Birame Gningue lépp lu mu wax moom la engagé. moom mu ngi ni ñoom ñoo def déclaration. ñaar yooyu te comme que moom moo teew. alors Mayel ma mu tontu ma si est-ce que li ñu wax ne rumeur yi ñu wax ne. jot ngeen 100 millions. yéen gis naa ni que El Hadj Birame Gningue daf leen ñor. parce que xanaa am askan wi dañu bëgg ay tontu yoo xam te ñu ngi koy xaar. est-ce que El Hadj Birame Gningue jot na 100 millions. man El Hadj Birame Gningue venant de ADS. ou bien venant de Macky Sall waaw mais dama ne Birame Gningue Macky Sall ci boppam mënu ko jënd. Macky Sall ci boppam. jot na wala jotul. mais dama la ne Macky Sall ci boppam tontu naa la Macky Sall ci boppam mënul jënd Birame Gningue. tontu woo ma de. Abdoulaye Diouf Sarr mënul jënd. Birame Gningue amul mais bu ko jotee. mais lépp day am traçabilité ki ko jox na ne ma maa ko jox nangam ak fii laa ko jaarale. je vois que ne nanguloo si. mais dama la ne amul musu ko jox 1 franc.
d'accord kon leer na. El Hadj Birame Gningue bien avant campagne bi ba campagne bi taxawee la ne man pour ma setal sama der parce que bu ma yàlla may ëllëg ma jël mairie bi. dañu ne xëy na li ma jënd nii yëpp ci auto mairie bi laa koy jënde mais dafa dem jënd otom parce que dafa ne moom soxlawul sax auto mairie soxlawul salaire u mairie parce que loolu dundalu ko moom yàlla sutural na ko ba vraiment soxlawul du alalu mairie moo koy dundal mu dem jëndi otom pour mu ne sax ëllëg bu ko yàlla fale bu ñu ne oto bu muy daw xëy na si xaalis mairie moo tax mu jënd oto boobu la nit ñi gis nag ñu yaakaar ni que alors dafa am ku ko woo ci mais bu ko même bu ko joxee xaalis. même bu fekkee ni que moom am na ñetti ministres yu ñu ko envoyé. waaw mais pour mu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff non ministre ñu ko envoyé. pour mu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff. mais bu ko defee moom mu déclaré ci loolu laa lay tontu loolu mun naa ci tontu mun naa ci andi éclaircissement yu leer nañ. vas-y ñun amuñu dara lu ñu rapidement vas-y. ministre boobu ñu envoyé. waaw ñoo kooku ñëw seet si ba mu toogee xool ni que Abdoulaye Diouf Sarr dafa am problème à Yoff. ils le savent. mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant waaw mais non des négociations en politique ça existe partout dama la bëgg wax ni la ba mu ñëwee toog ñun ñu ngi toog parce que Birame Gningue lépp lu muy def da si transparence du def dara loo xamante ne du fës kooku boobu ñëwee toog pour ñu jàppale leen ci liste bi dañ ko ne ñun mënuñu jàppale kenn ci dëkk bi Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñu en pole position ba ci Mame Mbaye Niang ma wax la beneen wax encore bi nga xam ne yëgu leen ko sax vas-y Mame Mbaye Niang woote na pour ne ñun ñoom def nañu sondage et que Dekkal Yoff moo nekk paix à Yoff Mame Mbaye Niang moo wax loolu ba ñu wax ay pourcentage ñu bëri jox ay pourcentage yu leer nañ waaw non dam lay wax vas-y pour te dire mais ñooñu ñooñu ñëpp dañ ne yow comme mais et puis ce qui est dramatique ci seen ci ministres yooyu ngay wax noonu ñëpp mais xëy na ay émissaires la ñu woon mais jàppale ñu Abdoulaye Diouf Sarr jàppale ñu ko non mun naa la wax lu bari loolu moo tax may lu am na yoo xam du waxu mbedd lañ parce que li ngeen di gis ak li ngeen di dégg tontu doo xam nga rumeur da nga koy analyser du lépp la ñuy tontu du lépp la ngay nekk fi dem si média yi pour ut buzz ñun newuñ ci loolu. waaw lu tax ngeen bañ a jàppale Abdoulaye Diouf Sarr à Dakar mu jàppale leen à Yoff. waaw mais non mais lu tax ngeen bañ waaw mais non mais ñu on va aller ñun dañu bëggoon élection Yoff ñun Dakar sax bañ nañ ba intéressé wuñu demuñu liste Dakar ba ñuy fay suñu caution benn commune Yoff moo taxu ñu fay suñu caution bu ñu bëggoon dem Dakar dañuy fayaat benn caution pour dem Dakar. El Hadj dinañ ñëwaat si yow. Dakar intéressé wuñu tegal ma sa baaraam foofu benn xam naa ne yow fi mu ne yaa ngi kii mais dama bëgg rapidement. As dañu gis ne képp ku nekk au pouvoir da ngay changer format politique. Abdoulaye Diouf Sarr ADS monsieur le ministre daf doon def porte à porte di dugg si dëkk bi di wax ak ñoom. mais bi mu accédé ñu gis ne dañuy changer mooy dañuy wax oo nit ñi jox leen ay 3000 2000 ñu ñëw si meeting yi. tàllal loxo dem lu tax loolu. non loolu amul déjà. lan amul. non loolu amul. li ñu wax nii que ne dañu changé format. waaw. loolu amul. parce que changé wu leen format. non man maa ngi gis terrain bi depuis novembre novembre laa la wax la ñu ne si terrain bi. ban terrain. mais màggal yi terrain Yoff ñun depuis novembre la ñu commencé dugg nañ terme nord bi yàgg Océan Tongoor Ndioufène Ndenat Dagoudane Gent Nëngaañ Mengeen Ngaparou Sicap Layène Apexi 1 ba 5 Cité Diamalaye Djily Mbaye Nord Foire Ouest Foire donc loolu dama la ko mën a waxal ni en tête sans lire feuille maa ngi woon si terrain bi de novembre ba bi ñuy départ campagne kër bu ne dugg nañ fa dañuy def porte à porte di dugg si kër di génn te ñun sax li ñu doon gën a ciblé voyagé woon wala lan. non je sais pas mais man en personne maa ngay photo sama portable bu ma ko jëloon léegi génneel la photo yëpp kër bu ñu dugg ànd ñu woon ak Abdoulaye Diouf Sarr ma sax bu mu leer parce que Abdoulaye Diouf Sarr dafa am ko ñu fi bàyyil muy le maire Abdou Nar. waaw Abdou Nar la ñu àndaloon ma topp si ak une équipe novembre ba bi campagne bi di jeex ñu ngi wër commune Yoff amul fu ñu demul. porte à porte dëkk kër gu nañu dugg fa ci li ñu doon gën a ciblé sax comme ñu wax ñu ñëw Djily Mbaye ñu nekk ñoom El Hadj Diouf dañu contre ñun foofu la ñu jë bu ñu egsee fa la ñu jëkk a dem. c'est ça noonu la ñu doon def. fa la ñuy jëkk a dem dugg si kër googu wax ñoom te am nañ si ay résultats parce que am na quartier xam ne bu ñu fa demee kii xam ne dafa contre ba quartier bi yëpp xam ko bi ñu ñëwee fa la ñu jubal bi ñu demee toogaa xam dañ toog mën nañu yéen moom jarul ngeen di toog man dama leen contre ànduma ak yéen keroog def na fa 1h20 di wax ak moom mais bi ñu fay jógee dafa jóg taxaw tàllal loxo monsieur le maire Abdou Nar ne que je m'engage je suis avec toi donc pour wane ne rek communication bi dafa am solo parce que moom déjà li mu doon foog ba ne dañu contre bi ñu toogee waxtaan comprendre na lu bari ñun pré campagne ak campagne mais je te dis coom ñun dañu dugg si biir Yoff dañu battre campagne partout Yoff ngeen dugg yow monsieur le maire. wax naa la ko Yoff terme nord ba Diamalaye en passant par Ouest Foire waaw man Nord Foire
di dugg nag di waxtaan ak nit ñi. di waxtaan ak nit ñi askan wi di xool parce que ñëpp mënuñu kontaan si suñu gestion. te yàlla def na ñun bu doon bilan mooy fal comme ni ñu koy waxee naan Sénégal ñoom dañu mën a folli mais duñu fal dañuy folli. dinañ ñëw si bilan bi. wax ñëw si campagne bi laa bëgg. mais campagne parce que man dama gis ay boo yu bëri yoo xamante ne nii dañuy dem ñu jox leen tiset. loolu du lu ma dégg lu ma gis la parce que am naa si booy yoo xam ne nii. man ak ñoom ñoo ne. ñu jox leen 3000 ñii 2500 jox leen tiset ñu ñëw format campagne boobu teg naa ci sama mais demeewul noonu man li ngay wax xaw ma nu mu dee man mi ngay waxal nii man. xam nga la laa doon joué si kii bi si staff Juscar man lan laa yor xam nga ko. waaw loo yor. man maay coordonné tous les comités électoraux commune du Juscar man je suis le coordonnateur maa koy coordonné. donc li est-ce que yéen nga yëg lii di xew si terrain bi. man maay coordonné man maay wax base bi man lay waxal. Diouf Sarr su wàccee si ordinateur man lay ñëw man c'est moi qui coordonne. ah est-ce que ne woon si kaw si fii. non man maay wàcc si base bi tey jii Ndioufène nii boo demoon si ñii ñoom ami tool ñoom. kon yow jàpp nga ne ni ngeen battre seen campagne. jàpp nga ne amuloo leen loolu si reproché seen bopp. non amul normal na. non gis nga campagne bokkul si li tax ngeen échec. non campagne bi loolu mënul tax ñu échec nga campagne bi ñun campagne bi ñu battre nii defuñu ko en 2014 defuñu ko si référendum bi. defuñu ko si législatif yi. ngeen def ren. defuñu ko si je te jure defuñu ko présidentiel yi. def leen man coono bi ma siy jëlee man damay toog nii di waxtaan ak yow ñu toog nii rek di waxtaan may nelaw loolu mosu moon dal dañuy toog nii di waxtaan mën na nekk si terrain def fa dara sonn. jour mën na ne si terrain def fa dara sonn. non pour te dire ma daaneel foofu gis nga campagne bi dañ doon xëy 9h du matin 9h. waaw la ñuy nes terrain bi. 9h ñu pause ay 15h añ 17h ñu départ bàyyi 1h 2h du matin. chaque jour bu ñu fa jógee jubal kenn ministre nekk fa di tenir ay réunion ay audience bay 3h 4h chaque jour 9h nga jógaat. est-ce que réunion yi sonal. non campagne nga yow. toogaay réunion dafa métti. non sérieux man boo dee ba yéen a ngi woon si terrain bi. waaw def pré campagne di dugg porte à porte. si Yoff gii nii. du ma wax amul de. waaye loolu moom jaaxal na ma. gis nga si Yoff gi nii loolu noonu ma daaneel foofu. nga si daaneel foofu ñu dem. waaw campagne bi si def noonu. franchement bu doon coono campagne ak proximité. ak askan wi. waaw bu doon loolu rek moo tax ñu gagné wallaahi kon ñooy gagné. voilà mbokk xarit yi ñun ñu ngi woon ci baal ma rek. ñu ngi woon teel ma sa lañ foofu mu ne. may ma rek mais dinaa ñëw si yow damay ñëw si yow léegi nii. parce que ba ma tàmbalee yow rek damay xaw a waa ñëwal. bon d'abord damay dellu soit ci liste yi. mais du ma guddal quand même. parce que bu ñu nee Yewwi Askan Wi moo am meilleure liste c'est parce que dafa am fu ñu ko teg. d'abord Yoff dafa nekk commune bu yaatu. boo xamante ni booy teg liste ñëpp dañ ci war a gis seen bopp. couche yëpp aussi dañ ci war a gis seen bopp mais compétence yëpp daf ci war a am. parce que ay élections locales la ñu wax. c'est pas parce que da ngay jël ay ingénieurs kese donte am nañ ko wax dëgg yàlla on a des compétences suñu liste. mais y a des domaines yoo xamante ni y a des secteurs d'activité yoo xamante ni ñoom dañu war a gis seen bopp ci liste bi parce que dañuy rencontrer ay difficultés yoo xamante ni ñoom ci seen bopp ñoo mën a siéger ci conseil bi pour mën combat boobu ñu di ko porter seen yeneen morom yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk. donc kon ñun suñu liste dafa tenir compte loolu yépp dafa tenir compte aussi parité générationnelle ni mu amee ay jeunes am ay jigéen noonu la amee ay mag yu nga xamante ni ñu ngi suñu wet. dañu dooleel donc fi nga xamante ni ñu bari fa la ñu def faay ñun yàlla daf ñu dimbali ba nga xamante ni loolu yëpp ñun dañ koo dajale les compétences dajale maillage bi dajale parité générationnelle bi donc parité homme-femme ba tax na loolu wax dëgg yàlla fu ñu ko présenté dal na xelu nit ñi ñu jógee ci loolu dem ci façon bi nga xam ne moom la ñu defee campagne donc sama frère bi mi ngi wax ne ñoom dañu yàgg di def porte à porte et que ñun avant élection yi wax dëgg yàlla fekk na pratiquement jeexal nañ suñu liggéey parce que dañu yàgg dugg ci terrain bi découper Yoff en zone découper waat ko en quartier fexe ba fu ne ñu moo installé fa ay comités électoraux comité yooyu nag dañ doon liggéey boo xamante ni même bu fekkee ni le maire yegsi wu fa Seydina Issa Laye Samb ak équipe bi nga xam ne moom lay àndal ñoom ñi nga xamante ni installé nañ leen suba ba ngoon day am quartier yoo xamante ni bàyyiwuñu benn kër boo duggee ci quartier quartier boo dugg dinañ ni la sama kër Yewwi Askan Wi dugg nañ fa kër par kër bàyyiwuñu benn kër
donc kon bu ñuy wax coono yaakaar naa ne ñun ku ñu gën a sonn amul te wax dëgg yàlla période boobu dajewuñu ak kenn ku nga xamante ne dañuy wax ni Benno Bokk Yaakaar la à un moment donné man je me suis posé la question pour wax ni xëy na dañu wóolu seen bopp wala qu'est-ce qui se passe en tout cas dajewuñu xëy na dañuy juwatloo bu ñu jaaree fii ñu jaar fële fi nga xamante ni foofu la ñu commencé daje mooy bi nga xamante ni xëy na suñu programme ci campagne bi fuité na bu ñu nee tey ñu ngi dem dinaat ñu jiitu ñu dinaat toog dañu xaar te bu ñu jiitoon dinaat au lieu que ñu def porte à porte dañ leen di fekk ñu teg seen ay chaise animation et tout ça tàccu way man boog loolu laa gis te ñun façon bi ñu doon defee politique ñun on essaie de convaincre par les idées on essaie d'aller rencontrer la population fekk leen seen kër bu laajee benn nit ñu toog waxtaan ak moom 30 minutes 1 heure de temps dañuy toog waxtaan ak moom 30 minutes 1 heure de temps mu wax ñu li nga xamante ni moom moo ko metti ci commune bi ñun ñu wax ko li nga xamante ni moom moo di suñu programme mosuñoo di kenn nag ku ñu wax dinañ ko ne bis bu ñu yàlla falee gouvernance participative moom la ñu woote gouvernance ouverte fexe ba lépp lu ñuy def ñëpp am ci droit de regard di ko xool di ci àndandoo ak ñun aussi ñu di si liggéey donc suñu programme fu ñu ko présenté aussi vraiment mu convaincre nit ñi ba tax na ñëpp ñëw àndandoo si ak ñun vraiment ma dama jàpp ni bu dee campagne bu ñu baat rek la Yewwi Askan Wi sans moyen ñoo fi def meilleure campagne ba pare nag dernier point bi il faut vraiment que ñu changer la façon de financer nos campagnes gis nga financement participatif dara gënu ko ci campagne nu am doo am les moyens qu'il faut mais gis nga nit ki fu mu xas ba duggal 500 francs am da koy jaral mu topp ci di ci saytu di ci daw plutôt que benn leader nekk ci kaw di tuur xaalis bu dul jeex donc j'ai vu des gens qui disent que nit sama xaalis laay jëli ji fee mooy fan du côté de Benno Bokk Yaakaar loolu man maa ko gis naa ko nga xamante ni meeting am na mu dem ca meeting ba ñu fay ko 2500 mu am ñaar lañu mu dellu si waat ñëw fekk suñu caravane ni ma dama ramasse sama xaalis dama encaisse sama xaalis ñibbi si waat voilà mbokk yi xarit yi damay këf mbeen pour ñu nax la dafay yomb ñu dem page publique bu kenn bougé ñu dem page publique waaw lu bees tàq diggati na bergerie Al Mahdiyu Muntaza mu ngi juddul le 2 juillet 2020 nekk 100% Saloum Saloum bergerie Al Mahdiyu Muntaza daal feeling dañu ko jaay détail grossiste lañu ci yéen éleveurs yi yéen ñu sopp élevage bëgg élevage di ko dundee daw leen gaaw see bergerie Al Mahdiyu Muntaza daal foofu la fekk baax élevage daal ñoo koy rendre ses lettres de noblesse nekk 100% jur gi laadum papa ji mu ngi nekk requin fils de gaynde Saloum ay waay Saloum Saloum yi daal kenn du yéen la fille mu ngi nekk jigéen ci biir jigéen yi nekk ndaanaan ci biir ndaanaan yi kooku ngay xam ne buy dox nga xam ne vrai lam tooro ngi noonu kooku mooy la fille de Bilal et de Férouz ay waay jur gi laadum daal bergerie daal Al Mahdiyu Muntaza la fekk baax au 77 635 16 29 ou 78 177 66 14 avec bergerie Al Mahdiyu Muntaza ay l'élevage va reprendre ses lettres de noblesse. voilà mbokk xarit yi ñu dellu si waat si suñu plateau le débat ñuy dalal ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo les représentants des différents partis di waxtaanee analyse politique des résultats des élections locales 2022. voilà grand Alpha gaa ngi dégg sama gars yi li ñu wax si ni ñu baatare seen campagne ku kenn nanguwul wax ne ni mu baatare campagne am na défaut wala participer na si li tax mu échec ndax peut-être dañu commencé si pré campagne ni ñu ko waxee mais Benno Bokk Yaakaar xam naa te ñoom laa gën a sonal waaw Benno Bokk Yaakaar ñoom lañ faloon en 2014 léegi diggante bi ñu la falee nga war a def 5 ans ñu may la 2 ans de plus nga def 7 ans man dama gis personnellement que si 7 ans yooyu noonu le maire de Yoff nekk na fi ministre peut-être activité ministère am jël na temps am mais am na benn distance entre le maire Abdoulaye Diouf Sarr ak la population yoffoise mën nañu wax ne le premier adjoint moo doon gérer affaire en cours yi donc bu ñu ñëwee campagne élection locale Yoff avait besoin d'entendre Abdoulaye Diouf Sarr parce que bul fàtte ne avant déjà campagne bi du tijji am na communication yoo xam ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr def na ko ci wàllu teere aéroport bi
mu nekk communication boo xam ne Yoff bari nañu si mer donc on attendait Abdoulaye Diouf Sarr si terrain bi mais man gis naa Abdoulaye Diouf Sarr mu inauguré le 7 janvier la woon route Ndenaat bi gis naa que meeting Ngaparou gis naa que benn meeting Dëngaay Frigo mooy daje boobu mais à part ça il a été dafa concentrer tout son temps tout campagne am si Dakar Ndiaye alors que à Yoff on avait besoin vraiment ki nga xam ne moom lañ faloon 2014 mu ñëw jàkkaarloo jeunes yi waxtaan ak ñoom parce que li mu waxul lii si confection liste ba am na ay frustré si communication ba am na ay frustré donc kon moom pour man si man di ma gisee mooy campagne bii nii warul woon rek bàyyi ne benn comité ñoo nekk Yoff rek di wër di sillonné te li soxna si wax nii peut-être bien mais foofu ma laaj la benn question est-ce que gëmloo ñu ko woon tamit ne Yoff mokk na mais Yoff mokk na moom la ñëpp wax loolu lañ doon wax dégg nañ ko seen vidéo yi de am na sax ñu dégg ñu ne seen baat deewul parce que sonn ñu amuñu combat fii loolu ñëpp dégg nañ ko dégg nañ ne biñ toogee tóngoor ñu ne tóngoor nooy na ba jarul sax Diouf Sarr di fi ñëw alors que c'était pas ça en réalité réalité terrain bi du woon loolu xam nga ñëwoon naa fi benn émission ñu invité benn bokk yaakaar ak benn waa Yewwi Askan Wi bi may jeexal waa benn bokk yaakaar bi ne Yoff moom c'est acquis baat boobu la laa ko waxoon dama nekk si sa wax ne nga Yoff est acquis mais il faut vraiment y aller avec beaucoup de prudence parce que foule yi ngay gis ni ñuy topp nit ñi ñenn ñi xaalis ñoo leen fi yóbbu ñenn ñi dañ kumpa ñoo leen fi yóbbu alors que ñu si bëri amuñu ay carte donc ñiy fal ñu ngi toog seen i kër donc seen biir kër lañ leen fa waroon fekk au niveau de Benno Bokk Yaakaar nag moom on s'attendait à ce que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xamante ne dem na ba nga xam ne moom normalement war na am la bonne information que ne Yoff am na ay failles parce que Abdoulaye Diouf Sarr dugg Yoff ñu yuuxu ko on a vu des vidéos mu dugg Yoff ñu di ko yuuxu wuuxu ak yeneen affaire mais loolu noonu noo koy analyser dama war a retourner ñëw rencontrer ñin ñi mais soo demandé qu'est-ce qu'on va te dire non Biram ñi nga peut-être moo fi yebal ay quelques boo ñu di la yuuxu alors que c'est pas ça la réalité mooy dafa waroon wàcc si campagne bi moom Diouf Sarr dafa waroon wàcc ànd ak Abdou Nar ñu dugg si dëkk bi waxtaan ak ñin ñi lii nga xam ne incompréhension la leerul si bopp nit ñu leeral ko surtout problème mu terrain yi waxoon naa keroog tamit si benn interview problème mu succession tey ji si par hasard bu yàlla defee Abdoulaye Diouf Sarr gagné Yoff gagné Dakar kan mooy nekk candidat kan moo koy remplacer au niveau de Yoff mu junj Ngaparou que ne Yoff damay dem conquérir Dakar Yoff ma dénk leen Abdou Nar loolu noonu dañ ko waroon a dëggal wax ko ñu leer parce que kooku ñu mu tudd Abdou Nar candidat la woon parce que aussi géré na maire bi pendant des années donc potentiel remplaçant la mais soo ko dëggalul rek dañuy commencer naan non est-ce que amul lu ñuy nëbb pour man loolu moom bul faay bu ñu leen mën a wax la gëm Yewwi Askan Wi suivre naa leen bu baax j'ai vu des jeunes yoo xamante ne Yewwi Askan Wi ñoo xamante ne dañuy wax ne añu suba bi añu permanence suba bi moi j'ai vu des jeunes ñu joxe 500 ñu joxe 1000 francs ñu joxe 5000 pour dépense permanence pour le lendemain loolu mooy motivation c'est-à-dire que y avait des jeunes très motivés très motivés loolu moom maa teg sama bët parce que xam nga ne par exemple si biir coalition am naa fa ay nit man moom am naa chance su fréquenté jiw bu ne mais man gis naa ko am naa xarit boom toog nañ ñu woo ko nekk dépense yooyu mu jël wéebam envoyé 15000 te loolu mënoo ko woon gis yeneen coalition yi parce que ñii nii Benno Bokk Yaakaar son pouvoir vraiment amoon nañ les moyens ñii nii tamit El Hadj Birame ñu ngi macha allah moom tamit ak 100 millions yi aussi macha allah ñu deful mënoo ko xam waaw macha allah mais mënuma xam lu ngeen deful mais au moins je sais que 100 millions yi amoon nañ xaalis je sais que Birame ñi nga au moins doon na def ay moyens am par rapport ak Yewwi Askan Wi nga xam ne j'ai fréquenté des jeunes yoo xam ne ñu ngi si liste bi dinaan attaaya ñoom ñuy cotiser seeni 1000 francs seeni 5000 loolu dama lay dëggalal loolu parce que Yewwi Askan bi dafa nekk coalition boo xamante ni parti yi ko composé donc ñun en tout cas dañu radical ci li ñuy doxale te dañu bëgg innover def une autre façon de faire de la politique. foofu parti socialiste mooy xalifiste yi. ñoom non. xamee wu ñu leen loolu maanaam. waaw mais non moom laa fa laal bëgg wax mais dafa am coalition ba Yewwi Askan Wi xalifiste yi ay socialiste lañ xamee wu ñu leen woon woowu doxalin. daanaka waa Pastef la ñu xamee woowu doxalin est-ce que yéen imposé loolu
parce que moom amuñu xaalis. gars yi moom. bon imposé wuñu dara parce que dañu nekk en coalition lépp lu ñu doon def dañ ci doon waxtaan. ba jubóo bu ñu ñëwee système de finance. yaakaar naa ne xel mayewul. ay nawle ñuy ànd parce que ñun bu ñuy teg suñu coalition dañu ne ànd gor ak nawle. xel nanguwut ñu ne ay nawle ñooy ànd ay gor ñooy ànd ngay toog ñu di la yóbbaale. donc le candidat dina def ses moyens parce que campagne dafa laaj ay moyens. mais aussi yeneen entité yi nga xamante ni ñoo composé coalition bi yëpp kenn ku si nekk say militant dajal nañu lu ñu am akas néew bu dee 1000 francs sax dugal nañ ko man au sein de Pastef man maa doon def collecte bi y a quelqu'un qui a envoyé 1000 francs am na ñu envoyé 3000 am na ñu envoyé 2000 am na ñu envoyé loo xamante ni peut-être seen poche mën na tax ñu jox ñu lenn li mais au moins nit ki dina sentir ni man lii may def nii dama ci am engagement et que sama doole moom moo ciy dem loolu day wane rek détermination bi nga xamante ne am nañ ko engagement bi nga xamante ne am nañ ko ak surtout les jeunes nouvelle façon bi ñu leen bëggee pousser à ce que ñu koy defee de la politique au lieu que ngay toog di xaar le leader mu ñëw avec ses moyens ñëw di la financer pour la dinaa la demal nga jàppale ma wala dara di génne ay enveloppe dafay mel ni comme si nit ki mi ngi lay jënd sa nit amul njëg sa carte électeur waruloo nangu kenn di influencer sa vote di la fay ay montant pour que bu jour bi ñëwee nga ñëw voteel ma lii tax ba nit ki voteel la dafa war a nekk loo xamante ni danga koy convaincre yow ci ni nga bëgg yore woo ko ci ngeen àndandoo bu loolu sottee ngeen liggéey en tout cas ñun loolu moom moo nekk suñu démarche et ça a toujours été le cas donc les investis aussi kenn ku si nekk li nga am génne nga ko buñ nee na investi bu ne joxe temps am na ñoo xamante ni doole yemut mën nañ ko ñenn ñu mënuñu ko mais képp ku ko mënul sax buñ nee nañ joxe temps au moins góorgóorlu nga joxe moitié bi mbaa nga xool noo ko daggee ba joxe ko ba mu jeex. campagne électorale aussi amuñu xaalis pour jënd ay t-shirt di ko séddale ñëpp. sol nañu ay yére yu rafet. ci campagne bi ñun kenn dàqalewuñu ci campagne bi booboo gën a seet sedd. kenn dàqalewuñu ci campagne bi te ku si nekk li nga sol da nga ko jënd. ma ne grand fa terminal ma foofu dañu toll foo xamante ne ala kulli politique ni ñu koy defee dafa fas yéene changer ci Sénégal parce que nag bu ñu fàtte ni on a une population très jeune bu nga xamante ni ñoom ñëpp li ñu doon wax rek suñu benn administrateur du parti Adja dinaa ko dagg sa temps de parole de xel yi la ñuy taal xel yi tàkk na ba kenn ku si nekk xàmme nga ki lay nax xàmme nga kii ñëw pour jënd la xàmme nga ki lay utiliser pour bu ëllëgee mu toogaat jekku di def ni ko su doon def léegi nag comme dañuy jàppee population bi dox population bi tamit dañ naan bàyyi ñu wër garab yu ñu leen faje rek yow mën naa la gën a xam mën naa la gën a xam yeneen coalition yi ni muy doxe parce que je suis sûr que ni relation yi ma am ak waa Yewwi Askan Wi peut-être mën nga bañ a am ak ñoom relation yooyu comprendre nga mais bu dee am ngeen relation yi aussi am na foo xam ne si campagne électorale bokku leen camp du ngeen fa yegg ak ñoom moon je suivais Yewwi Askan Wi ni ñu doon financer seen ñun suivre nga ñu doon financer suñu campagne. moi j'étais avec vous en 2019 en 2000 non bii laa déglu ma wax la rek moi j'étais engagé avec Biram en 2009 en 2014 j'étais avec Biram chargé des jeunes c'est ça donc j'étais carrément dedans sama jabar nekk si Abdoulaye Diouf Sarr xam naa bu baax man ma nekk si Biram mais bii laa campagne bi est-ce que suivre nga ñu bii campagne suivre naa leen bu baax man c'est-à-dire suivre naa leen bu baax parce que yow jii tey da ngeen doon participer même bu dee da ngeen a participer Biram ñi nga tey participation ma lay wax noonu dama la ne du facteur déterminant pour dundal coalition en toute honnêteté gis sa politique xaalis boobu sax moo war a jeex Sénégal ay diw joxe na lii jox nañ ko diw loolu noonu day fa ñun bokkul suñu langage politique pour ñun engagement la d'abord engagement citoyen nga bëgg sa gox mun a taxawal sa gox kooku amul njëg buñ la mun a jëndee amul loo xamante ne dina la ko laaj pour nga def ko ci loolu pour man loolu du politique. mais engagement bu sa amee su engagement bi amee ki nga xamante ne nangu na jël ndekkeem def ko si. waaw mais non moom laa lay wax noonu mais loolu lu ma lay wax noonu mooy que ni c'est-à-dire la Yewwi Askan Wi ñun man je xam naa leen ñu fa nekk ñëpp xam naa leen ñii samay boy lañu ñii samay xarit lañu xam naa leen ñëpp ñuy composé coalition bi. ba xam waa PUR xam waa Pastef. samay xarit lañu Pastef si kaw sax man samay xarit lañu man ba ci pros ñii seen président Pastef Ousmane Sonko dama koy saluer maa ngi koy wax léegi ne xam naa Cheikh Fatma Diop. Cheikh Fatma Diop mooy l'économiste du parti c'est mon ami dama la bëgg wax ni la c'est-à-dire li fal Yewwi Askan Wi du xaalis du participation wala du dañu amul wala et cetera benn ngelaw la boo xamante ne nit ñi dañu voter pour Yewwi Askan Wi te xamuñu sax kuy candidat bi. Et c'est ça la vérité. non loolu moom boo jëlee aujourd'hui au Sénégal non dama lay wax li nga xamante non dama lay wax li nga loo xam mooy lu wóor
boo defee seen micro trottoir ngeen laajte nit ñi lu tax ñu voteel Yewwi Askan Wi dinañ la ne parce que Barthélémy Dias moo fa nekk wala parce que Sonko moo fa nekk mais ki ñuy fal ci mairie bi wala ki fa nekk candidat ñun xamuñu ko. Seydina Issa kon gaa xamuñu non Seydina Issa xëy na waa taxawu Dakar Yoff xam nañ ko taxawu Sénégal Yoff ñoom xam nañ ko mais Seydina Issa boo demee yéen jëli mbay mais dañu am xamuñu ko. non loolu moom je suis pas d'accord non El Hadj je suis pas d'accord ci Seydina rek dafa mel ni ba ci même ku ñu fal Parcelles Assainies. non xam nga. ki ñu fal Yewwi Askan Wi Parcelles Assainies mais ñooñu ñu ne xamuñu ko. mais ki ñu fal Parcelles Assainies. mais ñoom impulewuloo ni. impulewuloo ni c'est dama la bëgg wax ni la foofu noonu. c'est-à-dire c'est pas le choix du candidat xam nga élection locale du élection présidentielle. élection yi nu mu demee nii c'est-à-dire nit ñi ils ont sanctionné un régime qui est en place mooy il faut sanctionner le régime de Macky Sall ak ñu mu àndal ñëpp ñoom Abdoulaye Diouf Sarr rek ñëpp il faut les sanctionner man damay waxtaan ak ñoom xam naa bu baax li ma lay wax loolu la ñu wone ci élection locale yi. mais bu fekkee ne dañuy sanctionner le régime. y avait d'autres candidats. pourquoi ils n'ont pas voté Birame. Ouais, mais non, pourquoi ils ont choisi Seydina. mais c'est parce que c'est-à-dire que non. Attends, en dehors de. C'est les grands ensembles qui font les élections au Sénégal. Les grands ensembles. mooy que il faut être dans une coalition forte au Sénégal. ñun dañu dem ak suñu propre coalition ñun ànduñoo ak Yewwi Askan Wi. ànduñu ak Benno Bokk Yaakaar ànduñu ak beneen coalition. dañu créé coalition ngeen demee coalition ngeen demee y avait beaucoup y avait les activistes moom laa lay wax noonu c'est-à-dire boo xoolee dama la bëgg wax au Sénégal aujourd'hui boo defee Sénégal ñaari grand ensemble wu ñetti grand ensemble ñoo fi nekk ñi nga xamante ne ñëpp képp ku bëgg falu foog ngay dem bootu ji les grands ensembles mooy parti yi fi nekk yoo xamante ne c'est des partis cosaan ay PS et cetera PDS Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar ñoo fi nekk am na ñu falu ñu bëri tey ils sont maires aujourd'hui dans leur localité parce que dañu dem laqatu ci ensemble yooyu noonu pour ñu mun a nekk maire. au niveau voilà ñu ñëwaat man mënuma d'accord côté boobu ne. mënuma d'accord côté boobu ne. dañuy fal candidat. or que le choix du candidat dans une commune. dañu war a mun a ràññee. ay élection yii du élection présidentielle. élection locale boo fa da nga fay teg nit ki nga xamante ne moo ëppal njariñ bi mooy ëppal njariñ askan wi. mais parce que les Yoffois loolu la ñu jugé par contre moi je pense si analyse je pense que les Yoffois loolu lañ jugé si candidat yi fi newoon Birame a les moyens waaw Birame a les moyens mais man su ma doon conseiller technique am mu wóor ma ne man naa ko digal doon naa ko bu mu présenté en 2022 doon naa ko conseil bu mu présenté en 2022 parce que du am chance yi léegi kii nga xamante ne mooy Diouf Sarr wax nga ne dañ ko sanctionné mën naa ko d'accord parce que y a eu affaire yu homosexuels yi dañ ko war a criminaliser et cetera yooyu yëpp mën na jouer en faveur effectivement léegi pourquoi ñi nga xam dañuy sanctionné Diouf Sarr ils n'ont pas voté Birame ils n'ont pas voté Moustapha ils ont choisi Seydina parce que ñu bañ a personnaliser non du ma personnaliser dama la bëgg wax benn même la Yewwi ñu orienté waat tuuti El Hadj baal ma ñu orienté waat tuuti parce que voilà lu leer la parce que bu fekkente ne aussi sanction dafa am lii monsieur Dione wax Alpha dafa am solo kon mënoon nañ voté Birame wala ñu voté keneen koo xam ne Moustapha Tall et cetera donc ils ont choisi Yewwi Askan Wi voilà léegi dama bëgg ñu avancer Yewwi Askan Bi pour la simple et bonne raison que Yewwi Askan Bi a été très présent sur le terrain xam nga ñun on devait dama bëgg ñu avancer bien aller avec le Yewwi Askan Bi joxal ma as dama bëgg ñu avancer man dama la ne maa doon le charge dañu degoon benn commission technique de parti opposition bi yëpp à Yoff man maa doon représenté bi mbeen mi daan nañu tase ay réunion moom moo doon représenté Pastef ak ñoom Amar et cetera ak waa PDS et cetera pour ñu xool naka la ñuy lëkkaloo nekk benn say pour mettre une coalition en place. la moo ko yàq waaw mais li ko yàq mooy parce que y avait des chocs d'ambition à un moment donné dafa amoon ay chocs d'ambition yu bari kenn bëggul kenn jiitu ko et cetera et cetera. mbeen xam ne baax na ma la bi affaire bi yàqu. boobu àgguñu sax si non boobu après ci la Yewwi Askan Wi judd bi ñuy définir critère affaire yi yàqu non boobu critères yi teg nañ ko ba pare buñ ko tegee non bi ñuy définir critères joxal ma as bi ñuy définir critères si la yàqu yorma micro joxal ma as voilà léegi Adja men dimbali ma Adja ñu ngi nekkoon si ni ñu bâtiree campagne rapidement léegi dama koy boole ak question wu seen bilan parce que bilan bi dafa bari woon critique aussi loo xam ne ñu ngi ko doon wax ne ameewul noonu surtout somme RSO bi budget bi yu ni mel yooyu bari woon na si beneen bi aussi ngeen ne doo leen teg programme mais perspective ngeen di teg
yoo xamante ne dafa mel ni continuité ngeen bëgg bul leen falaatee loolu indi woon na aussi autour benn polémique boo xamante ne benn coow loo xamante ne si biir si seen biir rek yéen avant ngeen di affronter seen ay adversaires bari woon na problème est-ce que loolu aussi bokkul si li nga tax ngeen échec. ok merci rapidement ma commencé si campagne bi. ñun installé woon nañ 23 comités. terme nord ba Jàmmalaay. installé woon nañ 23 comités yoo xam ne comité bu si ne da nga installé da nga def sa bureau. man en personne maa def le tour comité maa leen installé ku su ne woon naa la composition bureau ku su ne comme su ma jëlee zone bu ma leen Nord Foire ñoom dañ ko diviser en 7 zones Nord Foire pour donner un exemple zone bu si ne am un responsable zone bu si ne ñu ne la kër gu ne si sa zone bi la sa périmètre kër gu ne na nga fa dugg buy tëb benn kër gu ne na nga fa dugg tous les soirs ñoom ñu dajee à 20h c'est le coordinateur bi ne Nord Foire bi yëpp kooku aussi tous les 2 jours ma jaar fa bu defal ma compte rendu bi ñun moo tamit la campagne bi ñu baatu nii baatuñu ko en 2014 defuñu ko référendum defuñu ko législative defuñu ko présidentiel bi ñu def nii defuñu ko si yooyu yëpp bon bu dee si nga wax bilan. bilan Abdoulaye Diouf Sarr dama ne bu fekkee dañuy wax bilan rek le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr bu ñu xoolee 2014 bi ñu koy jox la mairie de Yoff dafa ñëw mu def liste ne Yoff damay laaj seen kàddu bu ngeen ma falee maire naa leen defal lii naa defal lii def listam nga liste bi mu joxe woon noonu en 2014 donne juste un exemple bu doon 5 la Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi si 12 donc yi mu waxoon ne da koy def yëpp def na ko ba romb ko def yeneen donc du ñuy wax bilan je pense que programme bi mu baatee campagne en 2014 ak li mu réalisé dafa bari parce que Yoff gars yi da nga leen di dégg ñoom bu ñu sànni xeer naa lii maire yi dafa ko fi état moo ko fi def mais man du may dégg wax yi dama naa mais kii état kan mooy état mooy kan parce que bu fekkee ne le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr depuis 1973 Yoff bëgg am quai de pêche sottiwul mu dem conseil des ministres toog loo xam ne programme président Macky Sall conseil des ministres yi mu njëkk a def en 2012 wax na fi ñuy def ay quai de pêche Sénégal Yoff bokk si woon Abdoulaye Diouf Sarr bu demee ba toog ba faxay ba ñu boole si Yoff ba bu Yoff njëkk a pare ba ñu inauguré ko moom agrément boo demee état moo ko si def man la réponse je ne sais pas dama koy bàyyi waa tax yow mi posé la question moom Abdoulaye Diouf Sarr moo fi def quai de pêche bi stade Yoff bi aussi terrain simple la woon nii rek terrain kekk ba ñu ñëpp la ñu fekk ministre bonne gouvernance war ko andi ba 600 millions Abdoulaye Diouf Sarr yóbbu ko ba 2 milliards et quelques 2 milliards 300 je sais pas bu doon budget maire Yoff kese nga yaakaar pour def terrain bi du possible moom moo dem lijjanti ba loolu ñëw Yoff su ma si boolewul ndoxu Nord Foire beex terrain basket beex rond point bi ngeen di gis nii parce que rond point bi dafa nekk benn viaduc benn pont boo xam ne. day ñëw da ngeen ko boole seen programme seen bilan. moom laay déglu ma ba mu dégloo kañ ma ñëw rond point bi Mamoud Diop place Mamoud Diop xam nga ñu defaroon nañu place Mamoud Diop. waaw ñu ñëw donc gars yi. mooy bi ngeen defar tojaat ko quoi. waaw mais. non fa laa ñëw mairie bi moo ko defoon à 100% l'État du Sénégal ñoom un projet de viaduc léegi pont boobu bi gars yi def dama ne le maire Abdoulaye Diouf Sarr moo toog ak ñoom ne leen ok mais place bi ma fi defoon nii dama bëgg tamit defaat fii beneen place boo xam ne bu mucc ayib boo xam ne avec yi si am yëpp donc loolu aussi moom moo ñafe ba loolu lépp taxaw parce que tey bu fekkoon ne par hasard Yoff opposition moo fi newoon comme maire yi si jamono yooyu mën na am que pont bi day ñëw yéeg rek wàcc waat rek dem noonu donc peut-être que yi fi am yëpp du fa am donc juste yooyu place publique yi fi am et cetera ndoxu Nord Foire bi terrain basket Nord Foire bi Djily Mbaye bi nga dëkk yow defe naa Djily Mbaye nga dëkk gis ngeen voirie bi tu vois ñu ngi ñëwaat mooy li may wax xam nga ñoom ñooy liiral yéenay réeral xelu askan wi parce que gis nga boo doon daw fële nu mu tudd Djily Mbaye da ngay daw sa oto ay kàmba ngay dugg ay kàmba di génn affaire nii la doon def donc mais si suñu bilan la bokk moom si boppam xam ne suñu bilan la bokk day sànni xeer rek léegi moom mu ñëw en partenariat
ñu gars yi ñëw ñu andi parce que li ñu def noonu li ñu def Djily Mbaye noonu peut-être moo na am fay naa fa ne moom moo si taxaw si ba Djily Mbaye sotti nga gis ni mu mel tali ndenaat bi biñ koy programmé est-ce que boobu sa juddu nga bi ñuy programmé tali ndenaat ne lay jaar foofu dégg naa yàgg na waaw dégg naa 74 la waaw ñun boobu ñu ngi ne xale yu ndaw nekk primaire est-ce que doo dugg nañ sax primaire na peut-être ñu ngi am benn projet bu ñuy dédié woon bon voilà léegi tali ndenaat boobu gis nga El Hadj kër yi ñu waroon a toj miireex yooyu gars yi fay nañ leen depuis temps yooyu ñoom ok waaw ok Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ñëwee ñii ñu war a tojaan noonu ñooñu da leen fayaat dédommagé nañ la ñooñu moom da leen fayaat si xaalisam ñooñu da leen fayaat donc te pourtant fayoon nañ leen depuis ay 30-40 ans si ginnaaw ñooñu ñu fayaat leen juste pour tali bi mun a jaar donc et cetera donc yooyu yëpp boo ko jëlee nga ne kii nga bilan loolu dafa nekk bilan bu lourd te aussi. tali Abdou Naar lu quoi parce que moom aussi waaw il fallait que mu def tali mais ok anyway mais aussi boo jëlee social. xam nga lu ñu bari xamul Yoff tey nga Yoff tey bu fekkee da nga am malade nga ñëw supposons analyse et cetera moo nekk 100 000 francs mais boo doon ñëw mairie Yoff dañ la jël prise en charge boo xam ne yaa ngi fay 20 000 francs mairie bi day jëlee 80 000 te loolu c'est depuis longtemps xam nga yooyu nekk na yoo xam ne yooyu yëpp dafa bokk ci bilan boo xam ne le maire Abdoulaye Diouf Sarr. est-ce que du couverture maladie universelle bi lay jël. non waxuma ay CMU de waxuma loolu. non c'est pas le CMU parce que dañu am ay kii ay partenaires ak hôpital Dantec hôpital Idrissa Pouye mooy ex-CTO. hôpital Fann. grand foofu da ngeen lajj quoi. noonu lajuñu. noonu lajuñu. noonu lajuñu. non mais noonu lajuñu. noonu lajuñu bu dee tu parles de CMU loolu beneen débat la mën naa si dugg ak yow. parce que non continue. même sur la prise en charge des malades. non prise en charge des malades li ma lay wax nii li ma lay wax nii. les évêques li ma lay wax nii gis nga su ma lay wax prise en charge bu maire yi bii mu defar nii maire yi Yoff. li ma lay wax nii dama ne au cœur donc du lu may kii nii ba ma yeewoon si nelaw ba ma wax laaj sama tontu la si dama xam li may wax. dëgg la. bu loolu weesoo aussi. prise en charge yi xam ne le ministère de la santé da koy def moom yàlla def mu nekk le ministre de la santé. loolu ñu koy defal ay doomu Yoff ñu bari ñoo xam ne dañuy jóge Yoff fii. am yenn kii yoo xam ne day nekk coût élevé. lu wér nga wax. dañuy ñëw fële ministère. man je suis dans le cabinet du ministre. dañuy ñëw ministère mais yooyu yëpp ñu leen koy topp te bu ñu xamee ne Yoff nga jóge rek man su ma la xàmmee nii Yoff rek mais damay ñëw jël sa dossier doo fa taxaw. yooyu yëpp bu ñu ko defee yooyu yëpp day dugg si bilan le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr boolewu ma si nag ay social bi jëm si gàmmu yi jëm si tabaski yi. xar yi grand bu ñu ramassé yow. yi fi wax yëpp jàpp nga ne impact waru mën tax ñu sanctionné leen kon lan moo tax ñu sanctionné leen. non est-ce que daa ko tuddee sanction ay non xam nga. lu tax boog falaatuñ leen. waaw voilà xam nga élection yi balaa veille ba le jour bi ñu xëyee dama doon wër kii centre yi. yàlla ma tiim xalaatuma woon sax man nag sama pronostic moo ñu ñooy jiitu Yewwi topp si Birame topp si wax naa ko devant mon frère mu ngi di toog nee naa ko ñu ñooy jiitu Yewwi toppi Yewwi ñëw ngeen ñëw. loolu bi ngay wax da nga gisaane wala. non du gisaane c'est que man ni ma xoolee politique yow ni ma xoolee affaire yi bi ñuy def sur proximité ak li ngay dégg booy wax ak li ngay gis. yëpp gis naa ne ñun ñooy dem ñooy jël paie ñun li doon liggéey ci campagne bi élage xam nga lañ doon liggéey ñaata la ñuy rawee Yewwi mais grand est-ce que loolu moo suñu liggéey. est-ce que li doon liggéey mooy. ñaata la ñuy rawee Yewwi moom foofu dimbali ma rek. waaw est-ce que doon ngeen jot rapport yu baax. parce que boo xoolee seen liste yi wax nga sànq. am na ay potentiel macha allah. wax nañ tranche d'âge bi ni mu kawee. ñu dégg monsieur le maire monsieur Abdou Naar bi mu defee vote ba pare. mu ne mag ñi ñoo leen di fal. te mag ñi ñooy voté xale yi voté pour l'instant li ñu jot a gis. ñu dem ba si ay midi vers 13h. boo demee Facebook et tout ça xale yi naan dem leen voté ji. boo xoolee école 4 sax dañ prolongé. ay jeunes rek a fa newoon après. est-ce que moo tax ma ne est-ce que doon ngeen jox rapport yi nga xamante ne ni moom ngeen war a jot si ñi nekkoon ci terrain bi. mooy. foofu laay ñëw par exemple liste bi nga wax noonu. madame développé na sànq ci liste Yewwi bi. rapidement liste boobu ñun suñu liste boo gisee suñu liste nappkat yi ñu ngi ci ñii ne ci marché Yoff yi ñu ngi ci
imam bu nga gisee ni gis imam yi ñu ngi si imam yi ñu ngi si donc dañ dugal couche yëpp quoi dañ dugal yëpp boo xoolee ñun da nga si gis ñëpp koy gis si biir rapidement léegi les jours jaraaf yi waaw mooy ndombu tànk yi mais si ñun dañ dugal couche yëpp et là c'est normal mais jour élection yi li nga wax noonu ba vers du ma ne sax midi 13h sax 14h. boo xoolee tendance yi. parce que ku nekk am nga stratégie booy dawale. donc nit ñi peut-être bu ñuy dugg génn peut-être voté ba pare saafunta ñoom waxaat ñoom di nga xam à peu près. ba foofu ñun xam nañ ne rawee nañ gars yi lu bari ça c'est sûr parce que gars yi bu ñu génnee si li ñuy wax laa wax li ñuy wax. même des fois sax ñu gis ñu xam ne kii njabootu Baye Seydi la bokk. ñu fexe ba yebal kenn koo xam ne du ko xam wax ak moom am na si koo xam ne Yewwi la bokk mais bi muy wax bi mu voté pare bi gars yi laajee mu ne man de xam naa suñu bulletin yi day kii nu tudd fi ñu sànni kii bi poubelle yi day moom bay na yu yeeweex ay kii et cetera tu vois du donc foofu da nga naa yow tamit li ngay am mooy romb nga gars yi yu bari mais li nga wax léegi xam ku ko wax xam nga John effectivement vers 16h 15h 16h ma demee 15h di def tour dem Elimane Thiaw da nga gis vague jeunes yi ñu bari trop fees del da nga naa ñi fu ñu jógee man 15h li ma gis pour jël 15h rek ay 15h 16h ma ñëwee li ma fa gis ay jeunes si biti dama tiit dama ne waa ñi fu ñu jógee mbedd mi dafa fees del donc loolu nag ay analyse lay doon lu leen bett la si mbir mi. da nga koy analyser. nangul ma ne lu leen bett la si mbir mi. non du bett parce que ñooñu tamit gis nga leen mais ba léegi xamoo ko ñuy votel attention. mais yéen jàpp ngeen ne mag ngeen leen votel monsieur le maire l'a dit ouvertement. non xam ngeen ne ñoom du leen votel. weddiwuma lii nga wax c'est que monsieur le maire foofu fi muy waxee déglu ma sax kii bi yaa ma ko wax léegi mais li ma si comprendre mooy dafa bëgg a wax ne mag yi ñun la ñuy votel bu pare jeunes yi ñu séddoo ko ak ñi si des. voilà waaw moom noonu lay waxee léegi pour ma daaneel. Adja Mbène waaw ma daaneel ñëw si Adja Mbène. waaw moo di fii ñu wax ne ay affaire yu ñuy jox xaalis wax na ko sànq artisan. mën de dinaa la wax ne la xanaa gars yi def ko foo xam ne boobu peut-être 3 heures du matin may nelaw ñuy au nit ñi di leen jox xaalis franchement mais ma wax leen télé laa ne campagne bi jeex lépp lu wàcc ci t-shirt ñu jox ko suñu gars yi si man la jaar. je parle devant la télé si man la jaar lépp lu wàcc si xaalis bu ñu doon jox pour transport je dis bien transport parce que kiy jógee Terminor di ñëw événement fii dañ koy jox transport pour mu ñëw yooyu yëpp si man la jaar pour joxe xaalis nii nag man de sama axulaay taala la wax masuma ko def moo tax ma ne bu ñu ko defee dañu bàyyi bu may nelaw ñu jaar suuf def ko. am na solo vraiment am na solo. en tout cas am na ñu ko def. Adja Mbène moom du xaar ma jox ko Adja moom waa demal am na ñu ko def nga waxaaleel ma est-ce que jàpp nga ne seen programme bokk na ci liy impacté seen victoire. d'accord donc man dama jàpp ne li muy wax nii am na ñu ko def. du ma ne ñu ko def sax parce que. dafa nekk loo xamante ne lu visible loon la sur le terrain. déjà boo demee seeti ay groupement de femmes parce que ñun dal nañu. dañ leen wax lan ngeen fiy bàyyee parce que. diw ak diw ñëw nañ fi bi ñu ñëwee jox nañu enveloppe bu teel ñun li ñuy waxtaan ak ñoom dinañ leen waxtaan ba convaincre leen wan leen ne leen liñ leen jox bu ngeen ko séddalee ku ne ñaata lay am donc loolu mënu leen mat dépense benn fan. dagguma la nga baal ma parce que man sax bokkul sama habitude nit di wax ma koy dagg mais dama lay wax rek nga ne groupement de femmes ñu ñëw nañ fi jox loolu moom mën naa ko wax fii ñun def nañu ay tournée di seeti li ma la wax sax bien avant la campagne te loolu def nañ ko sax ay 2019 li ma la wax si biir Covid bi loo xam ne boobu campagne sax ñëwagul daañu seeti lay ñi yor avec daañu leen seeti bu la seetee waxtaan ak yow bu ñuy dem jobaay la enveloppe loolu moom def nañ ko loolu sax naa bokkul woon sax si affaire campagne depuis Covid bi sax ñu ngi koy def mooy ak ñu yor maas xawaar yi comme ñëw seeti sa maas xawaar sa yaay ñu waxtaan ak ñoom toog bi ñu fiy dem ñu yéeki benn enveloppe 100 000 jox leen ko loolu moom def nañ ko mais bokkul dara ak affaire campagne mais ñun ba ci biir campagne bi dem nañu seeti ji ay jigéen yu nga xamante ne seeti ñu ay jeunes yu nga xamante ne dañuy wax ni telle coalition ñëw na fi te bu ñu ñëwee bàyyi nañ fi telle enveloppe yéen lu ngeen fiy bàyyi donc ñun on essaie vraiment de convaincre dañ doon essayer convaincre par les idées waxal leen aussi ni politicien bu ñëwee am leen habitude bu leen ko tàmmal muy bàyyi xaas di ko laaj parce que loolu mooy politicien bi demal nga sàcc ji nga indil ma parce que nit ki li muy liggéey
di ci fayeeku par weer waru ci mën a am lu bari loo xamante ni dina ko def ci enveloppe di séddale ay 100 000 200 000 parce que boo xool sa bilan campagne ay milliards yu dul jeex la te je me dis que ni un fonctionnaire de l'État ak quel que soit poste boo war a mën a occuper bu fekkee ne da nga yem ci sa salaire mënoo am loo séddale bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax te ñun loolu c'est un constat boo xamante ni ñun dañ koo dund sur le terrain bu ñu jëmee ci wàllu bilan bu ñu leen sanctionné man mën naa ni c'est parce que seen bilan satisfaire la population de Yoff parce que li tax ma wax la ko ñun dañu nekk sur le terrain xëy na yéen bu ngeen toogee nit ñi dañoo am kersa pour wax leen yenn yi wala dara mais en tout cas ñun li ñu dégg du samay kàddu askan bi la dañoo ne Diouf Sarr moom mooy un maire 0 bilan ñenn ñi ne la un maire bilan ñu la benn stade non terminé donc dafa nekk loo xamante ne finalement ay ree la doon jàpp ba pare y a eu beaucoup de frustration xam nga mi ngi wax ni ñu ngi doon def du social di joxe ay aide di accompagner les malades à ce que ñu jël leen ñu defal leen des prises en charge mais on a rencontré des malades yu nga xamante ni man bi muy wax sama rongañ dafa tuuru parce que feebar bi dal doomam ba doomam wàññeeku dem na gis Abdou Nar wax ko mais tontu bi mu ko tontu ci li mu wax nee na bi muy génn dafa yenu ay loxoom di jooy ci koo xamante ni malade la yor mu dem seeti ji ñeneen ak ñeneen ñu koy làqatu mu jékki-jékki gis feebar bi mu yor le ministre de la santé di maye prise en charge ci benn malade bu nekkoon ci TFM léegi moom mu jàppee loolu ni kii la nu mu tudd sax naka laa ko mën a waxee Samba àllar quoi parce que dem na ba sonn pour ñu dimbali ko mais kenn joxu ko nopp pour dimbali ko donc loolu dafay renvoyer ci leneen lu ñu yàgg dégg que ni seen social dañ ko def ñoom gestion partisane moom la ñu doon def boog la plupart en tout cas ñun li ñu dégg sur le terrain jéeñu ñu leen kat dama ne du samay kàddu askan bi la li ñuy wax mooy gestion partisane bañ nañ ko ba les enveloppes yi nga xamante ni moom la ñuy joxe pour les fêtes de Tabaski de Korité et tout ça des fois bu ñu xamee ni yow da nga am benn appartenance politique bi tu es exclu d'office te loolu population ñoom ñoo ko wax bu ñu jógee loolu dem ci Cité Nouvelle bu fekkee ni dafa ni ñoom baat nañu campagne am nañu bilan Cité Nouvelle dañoo wax ni moom le candidat Diouf Sarr bu mu fi ñëw parce que la mu ñu waxoon les promesses non tenues mi ngi fi di tege bu ñëwee on va le rappeler ça bu ñu demee ci moo tax booy xool résultats yi ngeen am foofu li tax ma ni dañu satisfaire ci seen bilan moo tax ñu sanctionné leen boo xoolee Ouest Foire on a 14 bureaux de vote ci 14 bureaux yépp dañu leen dóor avec des écarts parce que nit ñi dañu mer dañu sanctionné dañu gisul seen bopp surtout li ñuy wax gisuñu suñu bopp ci gestion wu mairie bi parce que loolu dem na ba en un certain moment donné mu doon leen pousse à ce que sax ñuy demander ñu ériger leen en commune te loolu c'est très dangereux am na solo ko ni mu mel noonu ci Ouest Foire bi ñu demee Terme Nord même loolu lañ ñu wax bu ñu demee Jàmmalaay et tout ça donc pour wax rek ni y a beaucoup de failles ci seen gestion yoo xamante ni xëy na nit ñi ñuy jàkkaarloo du ñu am honnêteté yenn yi wala boog dina am ñu leen di raayal ba duñu leen wax carrément li ñu leen meree mais ñun li ñu dégg sur le terrain mooy que ni vraiment dañ leen mere parce que fi ñu leen doon xaar wuyuwu leen ci attente. fi ñu doon xaar wuyu jon dama may rek kii coom may ma rek El Hadj na moom may El Hadj may ma dama la ko ñaan minute dama la ko ñaan El Hadj may nga ma non El Hadj laay ñaan léegi El Hadj laay ñaan El Hadj may nga ma ndax El Hadj may na ma voilà El Hadj may na ma El Hadj may na ma 30 secondes rapidement damay ñëw rapidement ma commencé si Ouest Foire nga Ouest Foire ñoom seen li ñuy jooytu lépp mooy poste de santé la ñuy jooyte à chaque fois bu ñu fa demee même parole yi ngay dégg te poste de santé bu Ouest Foire problème Abdoulaye Diouf Sarr pour mu réaliser que Ouest Foire sax mooy amul terrain bu mu ko def chaque année mais mu ñëw moo li ma wax fa laa jëm ak marché fa laa jëm dama ne muy poste de santé muy fu ñu def marché gi nga chaque année budget maire yi c'est accessible boo demee léegi di nga ko jot léegi chaque année dañ prévoir loo xam ne pour tabax loolu la mais fu ñu ko def suñu mbokk yi suma bàyyi ak maama kii yoo xam ne kii jaay nañ foofu yëpp amul fenn foo ko def loolu moo ñu ko tere réaliser demoon nañ sax buy xalaat ne sax fekk këru jàmbur sax nga jënd ko sax pour kii mais am na ñoo xam ne da ngay waxaale seen kër ñu xam ne foofu nga jëm ñu jël affaire yi kër gu war a jar 100 millions ñu lay wax ay 300 millions problème yooyu yëpp dañ ko jàkkantu ci ba askan wi xamuñu ko peut-être c'est un problème de communication pour ñëw si prise kii mu tudd kii feebar noonu kii nga wax ne ñëw na si Abdou Nar di waxaa moom kii xam nga loolu xam nga malade koo xam ne dafa yor malade affaire yi c'est très sensible kooku tey waxuma la Abdou Nar sax peut-être mu ngi si kaw mais kooku man bu jaaroon si man
je te jure waxuma maire Yoff mais ministère de la santé man ma génneel ko prise en charge boo xam ne waaw ma génne ko rapidement donc foofu donc may ma donc si Abdou Nar si Abdou Nar la non may ma non Abdou Nar da koy faj Abdou Nar yi muy faj waaw ok da nga avancé Abdou Nar da koy faj je te jure da koy faj non franchement mi ngi ci table mairie bi mais voilà léegi Adja Mbène coupé leen man micro Adja Mbène frustration yi aussi avenir politique El Hadj Birame avenir politique gu El Hadj Birame mais bàyyi na mais El Hadj Birame lu tax muy bàyyi damay laaj ndax bàyyi na lu tax muy war a bàyyi da nga ma laaj élection maire yi di ñëw bu ko fi yàlla may wér mais El Hadj Birame ñi nga tant que soxla Yoff mu ngi taxaw tant que mu ngi bëgg apporter une solution au problème des Yoffois tant que mu ngi bëgg di taxawu askan wi te day continuer ci langue politique. est-ce que mu dem ranger wu derrière le monsieur le maire. waaw mais non Seydina Issa ñoom dañ koy féliciter Seydina Issa daf koo téléphone Birame daf koo téléphone pour féliciter ko. pour d'argent pour sa victoire. ba muy def caravane amee di wër Yoff pour fêter sa victoire dañ ko fekk ñun ñoo ànd ak moom fêter ànd ak moom sa victoire. parce que victoire am dañu jàpp ne suñu victoire la. ñun ñoo bokkoon benn combat bi ñu bokkoon mooy que ni jële fii Abdoulaye Diouf Sarr. est-ce que jotul mu dem ànd ak moom liggéey. waaw mais non loolu moom bu ñu ko laajee si njëkk ak teraang bu fekkee ni Yoff jëli foon Abdoulaye Diouf Sarr wala gagné. non bu ñun suñu combat c'était parce que la gestion de la mairie de Yoff soxna su mu ngi koy wax sànq cité nouvelle yi gis ñu si woon seen bopp aucunement moo tax grand bu ma wax ay waxu prise en charge des malades et cetera ñun am nañ ci lu bari loo xamante ne ñu ngi ko yor loo xamante ne dafa métti woon population Yoff. voilà léegi waaw non da nga bëgg ma tontu. non parce que sama question na nga ko fi bàyyi di def. non dama lay tontu Seydina Issa nous bu solliciter ñu jàppale ko wala ay légime si pour intérêt Yoff kese dinañ ko jàppale ba mu xam ni jàppale nañ ko ça sans vraiment les yeux fermés on va le faire. voilà monsieur Dione dégg nga li gars yi wax si li nga xamante ne ni moom mooy seen programme bi ku nekk waxaat na aussi si campagne gis naa si campagne bi fàtte naa ko gis naa si campagne bi grand bi ñoom gis naa leen seen absence gis nga réseaux sociaux yi. au niveau de Yoff dañ si absent dañ fa fay. Abdoulaye Diouf Sarr compte Abdoulaye Diouf Sarr mooy publier mooy wax te la muy def Dakar la mais amul benn période boo xamante ne si réseau yi di nga gis ne au niveau de Yoff Benno Bokk Yaakaar Yoff fii lañ toll li lañ def dafa laaj quelques tierces personnes yoo xam ñoo fa ne woon doon def loolu tamit vraiment jàpp naa ne fay la parce que mais si bilan bi voilà si bilan bi moom ñun doon nañ kaas di jéem a défendre ñi doon wax naan Abdoulaye Diouf Sarr lii defu ko fi état bee ko fi def man si bokk naa ñu wax na mais Abdoulaye Diouf Sarr boo bokkee si état def fi tali mën na ko boole si bilan bokkoon naa si ñi ko doon wax. mais moom si boppam Abdoulaye Diouf Sarr moo dem Yara xaw ma kële ne maire bi nee na moo fi def pavage defu ko fi Macky Sall la ko fi def. donc moom bu waxee loolu moom kon li mu nangulul maire Yara waaye Yoff mën nañ ko bañ a nangul. donc waxuñu ne maire bu zéro bilan la mais nag dañu jàppoon ne si position yi mu am en tant que maire en tant que ministre en relation yi mu am. mënoon def plus. te franchement jàpp naa ne mënoon def plus te xam naa ne suñ ko bàyyi woon suñ ko joxaatoon beneen mandat it. non est-ce que am nga yaakaar ci programme Yewwi. waaw programme Yewwi. foog ma def comparaison bi si ñoom. bi ñu indee bilan. xam nga ñoom dañu indi bilan. ki nee na bu fekkee ne 5 lañ présenté dem nañ 12 maanaam ñoom. affaire bi waxuma la positif waaye def ko. moom loolu la wax. non grand as mais malheureusement. grand as dafa ñu waroon a citer grand as moom moo def li nga xam ne moom la ñu waxoon avant en 2014. xam nga effectivement kii bi réalisé nañ ko. mais stade bi parewul tamit dafa leen handicapé loolu foog ñu wax stade bi pareegul de. lal gazon moo ngi fi football instant bi ba pareegul. donc loolu tamit xaw na leen handicapé mais quand même man dama doon wax sax si format bi nga xam ne moom lañ ñu présenté gis nga maire Ngor bi ngay gis ni ñàkk na mais boo gisee ni mu ñu présenté bilan am da ngay kontaan parce que da ngay xam ne ñii dañ ko liggéey mais ñoom ñi dañ ñu envoyé rek benn texte PDF ñu def réalisation Abdoulaye Diouf Sarr temps cité perspective cité mu jeex alors que mënoon nañ ko documenter def say orientation mu rafet nice comme nii nga xam ne noonu la Seydina def léegi nag moom dalaloon nañ ko fii mu wax programme bi ma ne programme bu wax dëgg yàlla programme bu rafet la mais waaye yoo fan koy xaar c'est réalisable parce
parce que si réalisation bi. foofu la coow li nekk. ñoom nee nañ yaa ngi koy wax sax da ngeen di woote wàllu. te dafa mel ni sax loolu laa commencé gis gestion inclusive et participative. waaw la ñuy wax loolu lañ mës a wax. léegi nag ñun accès sur la léegi ñun fal nañ leen si programme boo xamante ne. fal nañ leen si programme boo xamante ne gis nañ si wala dégg nañ si yoo xamante ne xam nañ ne dans 5 ans faire 5 ans Seydina pour mu réaliser ce sera très compliqué parce que non seulement la mairie n'a pas les moyens et jàpp naa ne relation yi Abdoulaye Diouf Sarr noonu amoon bay indi fi place Ndiaw indi fi quai de pêche jàpp naa ne peut-être Seydina amagul relation yooyu yàlla na ko yàlla may ñu ngi toog di xaar mais dans 5 ans. non mais ce qui est am na solo mbokk yi xarit yi defe naa ne réalisable te jàpp naa ne bu leen 5 ans dañuy def Adja Mbène dimbali ma parce que li ñu dese si temps bariwul Adja Mbène dimbali ma parce que loolu foofu ñëwee rek mu am problème li ma dese si temps bariwul parce que Adja Mbène ndax El Hadj dañoo lekk sama temps bi lu bëree bëri mais non c'est sérieux su ma damay def tour de table rek nga wax ma kàddu gu mujj gi nga tënkal ma vraiment parce que li ma dese bëreetul. ok donc merci beaucoup Djibril ci invitation bi. donc brosser tuuti rek suñu programme xam nga lan moo tax ñu ni mën nañ ko réaliser ak lan moo tax mu nekk programme bi gën c'est parce que tëjuwuñu bind programme gis nga avant campagne bi dañu doon génn sur le terrain di wax ak askan bi donc ñoom problème yi nga xamante ne moom la ñu amoon moom la ñu doon recenser fépp fu ñu dem ñu wax ñu tel secteur lii moo fa nekk ci problème en fonction de ces problèmes là moom la ñu proposer des solutions ñëw tegaatal leen ko te fépp fu ñu dem les gens nous disent pour wax ni rek léegi éveil des consciences dafa am lan mooy seen programme te kuñ ko mës a dérouler aussi am nga ci satisfaction te foofu la ñu amee ay promesses yoo xamante ne vraiment gars yi dañuy dem ba di la waatal sax ni la sama carte yow yaa ko moom parce que sa programme doy na ma et que ni nga si bëggee defee la démarche participative nekk na loo xamante ne lu ñu soxal la parce que dañ leen ko tegal expliquer ko mu leer kàddu gu mujj gi parce que fi mu ne loolu leen diggoon rek ñu ngi xaar jëf bi incha allah léegi kàddu gu mujj gi donc kàddu gu mujj gi xanaa di leen remercier ci invitation bi voilà di remercier sama co-débatteurs yëpp wax dëgg yàlla parce que débat bi riche na wax dëgg yàlla macha allah di encourager aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñu ngeen yenn ba si kaw doo si suuf. waaw dañ leen di encourager parce que xam nañ ne aussi jongante la foog am ku gagné foog am ku perte ak waa Dekkal Yoff ak yeneen coalition yi nga xamante ne yëpp ñoom ñoo fi nekk waaye aussi du ma terminer te remercier wu ma les militants et sympathisants de la coalition Yewwi Askan Bi parce que victoire bi dañ koo ñafe dañ ci xeex dañ ci sonn et dañ ko mës a gëm. dégg naa yow yaa war a nekk première adjointe au maire. dañ ko mës a gëm. da ngay confirmer wala. donc. da ngay confirmer wala décidé guñu dara. waaw même ma exclusivité bi rek waxal waaw. ñu am ko waxal waaw rek yeggaguñ ci waxtaanaguñ ci heure bu ñu yeggee ba waxtaan ci lépp lu nga xamante ne lu si tukkee la. dinañ leen ko yeggal incha allah di rafetlu bu baax jotaay bi. la première adjointe. waaw mais vraiment di comme benn di remercier vraiment di leen remercier cette invitation bi. di remercier population Yoff bi yëpp. di remercier le jeune Seydina Issa Laye Sam. l'actuel maire de Yoff. di ko conseiller en tant que grand frère. di ko ne yan bi diis na lool. il faut mu def il faut mu mun a jàng les situations parce que li fi nekk tey aujourd'hui mooy seen ànd bi ñu ànd muy Yewwi Askan Wi dina egg benn niveau boo xamante ne ànd yi moom foog. kii jaar après législative yi rek mu tasaaroo. waaw d'accord c'est-à-dire loolu noonu laa lay wax noonu moo tax seen réalisation yi nga par rapport à leur projet. ñun waa Yoff. dañ ciy taxaw. mais vraiment da ci am seetlu bu baax a baax parce que aussi. projet de développement. il faut des acteurs au développement ñoo ko mën a doxal. le mairie c'est l'administration territoriale bu nit ñi fàtte loolu. c'est un démembrement de l'État. loolu dafa laaj compétence. dafa laaj vraiment accompagnement. ñun ñu ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci ñaax. jaajëf lépp jëm ci soxla nga xamante ne voilà di remercier sama grand aussi. merci beaucoup di ne voilà peut-être. seen avenir jeexul la grand. parce que langue politique bi moom ça continue et que kenn xamul ëllëg fi ñu mujj parce que ñun maa ngi leen wax sànq ni que nga ne Birame Gningue doo ko bëgg yóbbu retraite politique. déet dama doon laaj. Birame Gningue tey la gën a war a mun a taxaw pour liggéeyal Yoff. dégg nañ dinañ dem élection législative dinañ dem élection présidentielle. bu soobee yàlla macha allah grand as kàddu gu mujj gi. ok jërëjëf di remercier Adja Mbène ak El Hadj di kontaan si débat bi. di wax ne rek fii mu daaneele muy ne état muy jël 9 compétences dénk ko commune. c'est ça donc nga xam ne état nga fi nekkal. donc du parti de coalition mais askan bi yëpp di wax ne rek di leen souhaiter encore bonne chance Seydina Issa que souhaiter bonne chance
suñu rakk la miin nañ ko trop. xam nañ aussi coalition bi aussi. premier adjoint. waaw di remercier premier adjoint futur. next waaw comme ni mu ko waxee rek. di wax ne incha allah de toute façon nous yàlla def na Benno Bokk Yaakaar am nañ si 14 conseillers. am nañ si man si laa bokk. de toute façon on va travailler ensemble. incha allah on va travailler ensemble di wax ne rek le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr bi ñu perdre les jours élection yi le 23. 2 jours après. oote na njabootam mais keroog li fa nekk si ay nit suñu meeting sax daawul toll noonu donc loolu tamit jàngat la keroog li fa ne toll si ay nit suñu meeting daawul toll noonu loolu la jàngat la donc voilà di wax ne rek le président Macky Sall oote na njabootam ci démb wax ne daal ak ñoom nañu am esprit de dépassement nañu taxawaat takku xam ne Sénégal bu dee 46 départements 38 yi ñoo ko gagné donc loolu ça veut dire beaucoup de choses. di remercier leen remercier aussi di remercier Ousseyn di remercier tout le monde. merci beaucoup macha allah duñu terminer lu dul dañuy jox suñu chroniqueur. chroniqueur suñu. monsieur Dione macha allah c'est tellement pertinent. donc Djibril ñu ngeen di remercier vraiment di kontaan ci qualité débat bi. Adja Mbène ñu ngi koy féliciter di encourager Dekkal Yoff encourager aussi le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk valeur koo xam valeur sûre koo xam ne Yoff a besoin de Abdoulaye Diouf Sarr sama benn xarit daf ne ma Yoff n'est pas intelligent ma ne ko Yoff n'est pas intelligent c'est-à-dire mu ne ma mënuñu am ku mel nii di ko gor muy arrière donc comment il va faire maintenant waru nañ si dugg Abdoulaye Diouf Sarr la mooy perspective nan lay defaat pour relancer waat nekkaat au devant de la scène. xam naa ne loolu laaj na moom mu jàngataat boppam jàngataat entourage am xam naa ne loolu moom mu ngi si donc di encourager di ñaanal Seydina Issa yéen bi yàlla na woyof parce que vraiment tamit espoir la silsil espoir la ñu ko tuddee woon donc espoir Yoff la Yoff gi war nañ ko mën a jàppale mu réussir mission bi donc vraiment coom maa ngi kontaan teew fii waxtaan vraiment ñoo xamante ne ñu am qualité débat yu am qualité donc premier adjoint bi aussi adjoint au maire comme nekk nga premier adjoint au maire yàlla la yàlla yóbbalal en tout cas yéene nañ la ko en tout cas apparemment yéene nañ la ko donc bu ko yàlla defee yàlla na yóbb donc waxtaan bi loolu la woon vraiment maa ngi lay remercier yow aussi en PDG Ousseyn ci confiance bi aussi vraiment merci beaucoup di sant di gërëm ñi ñu doon seetaan macha allah la ñuy wax vraiment di kontaan ci suñu invité yi vraiment invité de marque de qualité comme ni ko gars yi waxee di leen jaajëfal ci disponibilité bi grand as vraiment disponibilité guddi na aussi tee nañ la fii am nañ benn retard boo xamante ne am nañ ko loolu yëpp ñu ngi ciy jéggalu aussi di leen ci remercier bu baax a baax El Hadj Diouf di leen jaajëfal Adja Mbène suma premier adjoint au maire ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye kenn du grand Alpha vraiment ci disponibilité bi aussi saa yu ñu ko fëggee aussi mu jóg vraiment ñëw assister ñu épauler ñu aussi jàppale ñu ci li nga xamante ne moom mooy ci liggéey bi vraiment ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi xarit yi bu ñu gisee fi ma génn na ngeen xam ne Sibéru moo fa jaar 2S design couture ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu ñoom ñëpp di leen remercier bu baax a baax mbokk yi xarit yi di leen jox dig daje ci beneen émission asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.